boo xamante ne nekk encore une fois on découvre de nouvelles têtes des artistes yoo xamante ne ni saa su nekk rek bu ñu ñëwee dans Toi-même tu sais c'est avec beaucoup de plaisir que nous découvrons ensemble leur savoir-faire mu nekk nag koo xamante ne mu ngi liggéey ak le très grand Fly the Ripper bu ñu ne Fly the Ripper rek xel yi dem ci koo xamante ne taxawaayam dafa am solo ndax it dans son dernier album bu génn septembre 2017 il a fait sortir un opus boo xam ni lu muy prôné c'est la réflexion pour le leadership africain et encore une fois day nekk loo xamante ne rek kuy sénégalais gis lu mel ni mais j'ai envie de demander autre chose. Est-ce que Fly the Ripper est sénégalais? Parce que quand on l'entend chanter ou quand on l'entend faire du rap, on a l'impression d'écouter une voix américaine, il faut le dire. Donc tey encore une fois ñu nekk ak moom fii ci plateau Toi-même tu sais, c'est avec un honneur qu'on le découvre. Man xam naa dama déglu yéene yi ak Ombre Zion ba nga xamante ne finalement des fois damay toog bëgg concentrer aussi dara sax c'est le même son qui revient. Donc encore une fois bu ñu amee ndaanaan bu mel ni mu nekk ci plateau bi day nekk suñu contenté ñun ñëpp et on en profite pour vous dire bonsoir di yaakaar ni rek am ngeen mbégte encore une fois ànd ak ñun dans Toi-même tu sais. Installez-vous confortablement dans vos salons, couloirs ou où est-ce que vous voulez. Xool leen ñu sax ci smartphone yi amul problème. On est là ensemble et on va passer du temps boo xamante ne nii di ngeen découvrir tout ce qui se passe. On va dire l'essentiel de ce qui se passe. Pour ce qui est de l'actualité, on en parlera bien entendu et nous allons très certainement parler de politique puisqu'il le faut. On est à quelques semaines des échéances électorales mu di présidentielle bu 24 février 2019 mu am coow lu bari boo xamante ne gis nañ ko ci langue politique bi ci ay xew-xew ak ci yeneen yoo xam ni même day dérivé ba ci terrain social bi. On va en parler tout à l'heure dans la rubrique actualité de l'internet plus connu sous le nom de ActuBuzz. L'actualité politique et sociale ce sera avec Serigne Modou Mbacké Niang semaine bi nag décidé na fekk suñu bàyyi na waa Touba ñibbisi fekk suñu fii ci Ndakaaru sëñ bi namoon nañ la lool maa ngi ziar nangu naa léegi ne ci sa taalibe laa bokk. Donc Serigne Modou Mbacké Niang mu ngi fi di dalal maître Abdou Latif Mbaye di formateur des agents de sécurité moom it dina ñëw ci kanam tuuti waxtaan ak ñun ci loo xam ni jamono ji yitteel nañu bëri ndax bu ñu tollee ci foo xamante ñu ngi wax les marrons du feu di wax yeneen ay saccage di wax yeneen yoo xam ne mi ngi xew ci réew mi ba tey mu soxal langue politique bi encore une fois il faudrait qu'on en parle. Mame Diarra ñëw na moom it dellu si na tey Mame Diarra gars yi namoon nañ la parce que ñu ngi naan ci la ñu bokk Pune Fashion fan la nekk. waaw jeudi passé kenn gisu la donc Mame Diarra mu ngi fii dinaa la wax benn affaire bu ndaw rek boo xam ne mu ngi ci biir boo xam ne certainement neexu ko mais on va en parler ci kanam tuuti dama leen di bàyyi ngeen découvrir ce sera une surprise ci la ñu bokk va nous parler de l'albinisme et des croyances mystiques moom it dalal invité ma ci kanam tuuti lay doon. On va en parler avec monsieur Ali Sall qui est le président de la Fédération nationale des albinos du Sénégal moom it dina ñëw gën a yaatal ci rubrique boobu nga xam ne am na solo jeudi bu nekk ñu découvrir ko. Nous allons parler du métier de la semaine. Métier de la semaine bu tey bi ce sera un dresseur de chien. Tenez-vous bien loolu moo fi ñëw dresseur de chien xam na nu ñu koy waxee ci wolof mais il sera là avec Adjara Ndiaye et on va en parler képp ku ragal genre yu mel noonu daal mala yu mel noonu préparez-vous parce que on va découvrir, on va avoir des frissons, on va découvrir des choses ensemble si kanam tuuti dans la deuxième partie. Un événement qui se prépare et on va en parler également. Ce sera avec Amadou Yande Thiam, il est jawriñ du kuréel ànd liggéeyal borom Touba Khadimou Rassoul moom it ci kanam tuuti dina ñëw ñu gën a yaatal. Avis du jour plus comme ni ñu koy defee saa su ne avec Père Sall Bigué. Père Sall tey dafa installé confortablement moom xam naa bala nit yi di toog seen salon il est le premier à le faire et il a vraiment plaisir à prendre part à cette émission dernièrement parce que Père Sall neen léegi toogaay bi gën naa neex donc encore une fois ñi nekk fii ils vont comprendre et on va en parler certainement dans l'émission. Noonu ñu koy defee saa su nekk rek on commence par notre artiste et tey nag Clamady nga xamante ni moom moo ubbi ak ñun Toi-même tu sais moom la ñuy dalal Clamady
defal nga ñu loo xamante ne ni sànq bi ma koy dégg encore une fois damay am ay frissons parce que y a la voix y a déjà posé bi nga xamante ne gis nañ ko si le calme derrière et surtout l'assurance parce que quand on vous regarde on a envie d'être avec vous et de passer encore plus de temps avec vous donc li ñu defaral léegi nii qu'est-ce qu'il faudrait comprendre derrière et après j'aimerais aussi que vous reveniez sur votre collaboration avec Fly the Ripper. Alors salam alaikum yéen ñi fi teew donc di leen remercier pour cette invitation. Parce que Clamadi dégg na wolof. waaw bu baax. bu bëggoon testé Clamadi fekkee déggoo wolof waxal leneen bu la neexee waxal làkk bu la neex Père Sall il est polyglotte il va traduire toutes les langues boo bëggee rek waxal. D'accord. Pour beneen yoon. Alors Clamadi c'est juste benn artiste la donc yàgg naa ci musique ça fait un bon bout de temps. Lu tax nit ñi war ma dégg léegi je dirais que c'est grâce à Fla donc mu gis sama potentiel ne ma pourquoi pas ma war a mën a liggéey ak yow ma ne ko c'est une possibilité au début dafa doon loo xamante ni lu ma xawoon na ma jafe tuuti parce que je suis du genre un peu renfermé un peu timide boo xoolee ça se voit et grâce à lui j'ai pu élaborer un plan de travail avec lui sur le cadre musical et tout. Donc on a entamé une partie. Donc moi waral Amdy Jam il y a 2 ans de cela. D'accord. Et en cette année So Nice et j'espère que l'aventure va continuer avec lui. Et quel est le message derrière suñu jëlee Amdy Jam ak également So Nice lan la ñu mën a comprendre comme histoire boo xam ni raconté nga ko ci biir son yooyu. Alors man je dirais que ni àddina amul solo budul dara nit nee na nit ay garabam. Donc je dirais que nañu jàppalante gën a manko nekk benn. Parce que nit rek la ku ci nekk yaa ngi say défaut yaa ngi say qualité donc nit ki boo ko jàppee comme sa bopp je pense que ni àddina dina gën a jëm kanam ndax y a pas de souci ci man anyway daal y a pas de problème pour man. D'accord. Donc So Nice c'est en partie une histoire que j'ai vécue que j'ai relatée. Donc, me donne en partie, que j'ai relaté en partie, mais pas intégralement. Alors, j'ai eu l'occasion de dévoiler mes sentiments par rapport à cette chanson, de montrer, il n'y a pas que moi qui l'ai vécu, hein. Ils ont vécu la même chose que moi. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas partager ce que j'ai vécu? Voilà. Aussi. Alors c'est la raison pour laquelle je me suis donnée à fond sur cette chanson avec Fla, Lolo Oral So Nice Be. Yenn style musical nga xamantene bokay def tay ci ngay gëna nek à l'aise. Alors pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon véritable penchant. Mais bon, yaakaar naa ni dina dem. Dina am solo de yow gisagoo sa bopp et li nga ñu defaral déjà c'est wow. Mais je me vois dans le folk. L'afro, pourquoi pas du mbalax. Pourquoi pas du mbalax. On aimerait bien découvrir cela, mais xamna dina ñëw ci kanam tuuti maa ngi naan sànq le très très grand Fly the Ripper et c'est la vérité, il faut le reconnaître. Encore une fois saa yu ñu la déggee rek dañuy kontaan ci li nga xamante ne ni yaa ngi koy def comme liggéey mais moom dafa wax loo xamante ne xëy na c'est sa perception ci li nga xamante ne gis nga ko ci moom ba ngeen am connexion boobu ba def liggéey bi mais yow nekk musicien boo xam ni ràññee nañ ko tey mais regard bi nga am ci moom mi nekk débutant war a commencer lan nga gis ci moom. waaw ma gëm ne nit bu yàlla dogalee nga am talent àdduna yëpp gisuñ ko dina ñàkk dina am nit bu ko mën a gis fësal ko. maanaam fii kenn doonu fi dara jàmbaar amu fi kuñ jàppale doo nga am. donc si dynamique boobu man loolu lay doxee te damay wax ne. am nañ fi ay richesse am nañ fi ay ressources waaye duñu ko wasaare ba ñëpp mën si jot. te loolu noonu bokk na si lii développé réew lu ko yóbbu si kanam donc jubluwaay boobu rek laa si am artiste la man ma nekk fan
gisuma ko comme benn artiste dama dégg lu muy def ma fan ko quoi. ma xam ne kii li mu mën nii am na may. waaye boo defalee nit lu baax tamit yàqul dara sa baax. donc fësal ko. mais ci fan nga ko découvrir ba gis sa potentiel. voilà si waykat kulli fadlin bi nga doon wax léegi si yéene yi muy Ombre Zayen nga xam ne waykat la. dama doon jox sama projet bu ñuy wax Kank Moussa bi nga wax si leadership africain réflexion la si. mu ne ma dama bëggoon jigéen bu mën way. waaye sama premier album damaa mujj dem ba Norvège laa am ko ma woyalee bii paa bëgguma jéegaani fii laa bëgg a sénégalaise bu mën way ma way ak moom. mu ne ma ah Claire de xam naa ko Clamady kooku mën na way mais da ko yow waykat nga de ko wax ne mën na way ndaanaan la. donc ñu d'accord mu boole mag moom ñu dem studio et vraiment. bi mu woyee man ñi sa bopp am naa lu ma yëg. te foog naa ne ñi nga xam ne mës nañ ko gis mu woy comme ñi toog si plateau yi bu ñu ko dégloo nañ xam ne làmbatuwul dafa daj lu muy def. léegi nag def projet présenter le grand public bi lu américain yi di wax ñu break out la maanaam ñu fexe ba ñëpp jot si yow dafa am liggéey day am conception projet day laaj marketing day laaj communication day laaj gars yi miin la. parce que si marketing ñetti étape moo am. faire connaître faire aimer et faire agir léegi nag ñun dañ toll si ñaari étapes yu njëkk yi. faire connaître ak faire aimer. léegi nag bu ñu tollee ci faire agir ñu génnee produit pour Sénégal yëpp jot si. looloo tax ma ànd ak moom tey pour présenter ko te du ma wax jeune talent damay wax diva. parce que boo déggoo way bi déjà ku muy jëlaat wayam di ko wayaat. dëgg la xam ne ndaanaan ku li fàttali la. donc reprendre ko ba nit déglu ko nga approprié wu ko loolu talent la. vraiment ma xam ne mérité na daal ñu jàppale ko peut-être ñu taxawu ko parce que artistes yenn saa yi di nga nekk sa ay délire di nga am sa ay vision di nga am yu bëri yu nekk ci yow mais day laaj management day laaj ñu fexe la dimbali organiser la orienter la ba nga xam ne yow soo tegee sa tànk di nga mën a yegg fi nga jëm. dëgg la ndax ku amul yoon doo yegg. dëgg la alors Père Sala nee naa sànq dañoo am naanaan mais xam naa dama teeloon a wax avant ñuy commencer mais finalement dañoo am ñaar wala ñetti ndaanaan parce que gis nañ tamit guitariste bi symbiose bi amoon sànq sur scène bi nga xamante ni Clamady mu ngi woy mais Fla il faut nga tester ma man tamit damay woy peut-être que am naa autant de talent qu'elle te gisoo ko wala kenn ci kër gi desale wu ko donc bàyyee ma xel bëgg naa nga ñëw ci nopp bi ci li nga xamante ne ni gis nga ko ci li mu def léegi. waaw noppi gar mi mooy comme li Fla wax li mu wax talent ñett la. dafa am ko am talent. te xamul ni am na talent. maanaam du xam talent kooku nit a koy déclencher. pour talent bu mu génn. am ko am talent xam ne am na talent mais amul fu mu koy exprimer wu. kooku dañ koy jàppale. am koo xam ne am talent xam ne am na talent. mais amul jàppale daal maanaam. mooy tey li nga wax. donc déglu. xam ni kii am na talent. parce que voix bi mi ngi fi. et puis li nga wax dafa am solo. noo ko waxee savoir aimer. noo ko waxee am na noo ko waxee sànq. waaw maanaam faire connaître faire aimer. waaw voilà faire connaître boobu nag. ci la toll fi nekk dafa bëgg rek fexe pour ñu xam ko. bëgg gi nag. moom mooy wane li tax ñu bëgg ko. parce que bëgg moom. gis bëgg yàlla moo koy def ci jàmm mais faaw nga jëf nag lu tax ñu bëgg la donc boo déggee li mooy tey da nga ci dégg sonorité yu bëri Mama Africa da ngay sàcc ni Kumba Gawlo mi ngi ci parce que Kumba Gawlo wooy na lu mel nii da ngay xam ni benn africaine mooy wooy boo xam ni am na voix bi léegi nag comme xale yu mel nii liy wax sànq jeune talent amul talent rek moo am jaan ju ndaw amul jaan ju mag bu la ci màtt boo lugul da ngay dee dangar gi ma ngi fi parce que li am solo mooy nit ki nañ ko jàppale ci li muy def te tey ñun Sénégal dañu am ay artistes yoo xam ni tubaarkàlla dañuy mën li ñuy def mais dañ dul am jàppale léeg-léeg ma toj la sa naan ñi ci tous bi ñoo dàq football ci terrain bi billaahi ñi ci tous bi ñoo dàq football ñu ci terrain bëri na mais nag ñu koy encouragé di ko félicité boo amee ku mel ni Fla nga xam ni xam na ndaanaan la xam na li xaw parce que gis naa sànq sax mooy jéem a dëkk mais man ak yow du combat léegi bi boo nga delloo avance bi moo gën mais jàppale ko rek boole naa la ak moom mu gën la jàppale non baal ma topp ci tànk yi rek moo gën de boo yeggee lu mu yàgg ma yegg d'accord alors damay ñëw si Ali Sall pardon gis naa moom it bu mu nekkee sur scène ngay apprécier donc bëgg naa yow it nga ñëw si yëg-yëg bi nga xam ne am nga ko si li nga seetaan léegi. bon en fait man affaire dama ci yëg Afrique laa ci yëg
parce que ki nga xamante ni moom lu imité wayam kooku ne ko maanaam kooku ndaanaan bu ne ko maanaam kooku ndaanaan international la te affaire bi bon automatiquement parce que man souvent léegi-léegi may ñëw rek maa ngi koy déglu moom ndaanaan bi Myriam Makeba maa ngi koy déglu parce que daf ko woy Angélique Kidjo aussi daf ko woy xam nga mu neex nag trop sax franchement mu neex moo tax automatiquement dafa commencé rek boobu mu yëngal bopp quoi xam ne affaire bi macha allah dugg na la bu baax waaw dugg na ma non franchement noonu la sëñ Modou waaw sëñ bi est-ce que dina jël genre son yi sóoraale nag sa taalibe la balaa ngay wax lu ëpp sëñ moo tax du ma sori ci way bi waaye remercier toi parce que li mu def dafa am solo parce que ni ko Sall waxee man damay bëgg kuy dimbali nit bàyyi na fi ñu man dara waaye ka leen féete kaw au lieu que mu jàppale ñu fitti daf leen di bës dafa amee dégg bu baax au lieu que nga jàppale leen da nga leen di far tuul kon bu amee ku xarañ ci mbir amul moyen ki am moyen ñu xës ko xam à travers le monde nga am koy ñëw di ko xëcc ngir ñu xam ko c'est important li Sénégal soxla dëgg la jërëjëf sëñ bi li nga wax am na solo du ñàkk si kanam tuuti ñu ñëwaat gën a wéyal waxtaan mais balaa may dem rek ci actualité de l'internet may ñëw si sànq lu ma doon wax au début Flash Rip sénégalais la waaw man nag doomu Sénégal la fii laa juddoo fii laa màggee waaw journaliste ngay waxal de doomu Sénégal la ak waaw damay ñëw maa ngi ñëw parce que sama papa Gambie la féete d'accord waaye soo xoolee sama sant Amadou Ferguson Mahoni c'est vrai Mahoni Sénégal miinuñu ko waaye dafa am histoire bu ne ci gannaaw boo demee Gambie di nga ko fekk benn communauté bi ñuy woowee Aku les Aku waaw Aku yi nag ñoom dañ leen jàppoon jaam bu ñu moomee seen bopp ñu xam ne ñoom duñu américain africain lañ ñu fippu ñibbisi ñu créé leen état bu mel ni Libéria bu ñu leen indee Libéria ñu toog fa colonisation ñu ñëw di coloniser Gambie ñi ci ñu li nekkoon Gambie mii nuñ gis tubaab bu ñu gisee tubaab dañuy tiit daw ñu jël leen foofu nag ñoom comme nit ñuul la ñu mësoon liggéey ak tubaab Amérique ñu indi leen Gambie ñu nekk intermédiaire entre tubaab beeg nit ku ñuul ki donc côté administration yi ñoom ñoo fa nekkoon man mii sama maam sage femme la woon bu jigéen d'accord donc ñoom ñoo doon liggéey tubaab yi wax leen ñoom ñu wax ak Gambiens yi dañ leen doon ñeme ndax nit yu ñuul leen ni ñoom waaye sant tubaab lañ yor ñoom ñëpp ay Jackson la ñuy sant Jefferson loolu mooy origine sant bi mais man nag mi juddoo fii jàngee fii sama maam yar ma fii ma dem Cheikh Anta Diop bii sant bi yóbbu na ba ñu ne ma sax foog nga am certificat de nationalité pour prouver ne sénégalais nga parce que sant moo dëkkul fenn mais da koy laaj yenn saa yi mais bon man je me sens pleinement sénégalais mais ouverture bi ngay sentir sama musique yëpp influence su héritage bi ma am la musique bi d'accord mais tey suñu gisee renaissance bi nga jógee ba tey ci Kanka Moussa pourquoi Kanka Moussa suite logique la si logique boobu noonu léegi nañ fi Love and Passion mais après da ngay continuer ba tey ci biir texte yi on découvre le panafricaniste j'ai envie de dire waaw parce que sama maam yi ñoom ñoo ma ji loolu tamit parce que ñoom mënoon nañ toog ñi ñu toog États-Unis ba léegi Trump ñëw fekk leen fa di leen fitnaal leen bu doxatal ñuy dund jafe-jafe yi ñuy dund waaye ñoom am nañ fippu delluwaat fi ñu jógee même bu ñu xamatul seen ay cosaan donc loolu man du sama njàmbaar li ma doon la sama ay maam dëgg la waaw ñoom fii lañ bokk mu jaral leen ñu bàyyi lépp lu ñu fa amoon ñibbisi léegi nag bu ma génnee Kanka Moussa bu ma génnee Renaissance premier album bi dama ne repartir sur une nouvelle base pour un avenir meilleur looluy Renaissance bi loolu lañ ci jublu woon mooy am nañ après colonisation indépendance waaye ba léegi ñu ngi seet yoon bu ñuy demee ci développement ba léegi ñu ñuy boole si pays les moins avancés au monde donc laaj na xalaat su fekkee ne ñun ci yoon bu ñu tegu woon baax na kon tey sori nañ kon s'il y a toujours des problèmes taxaw seetlu day baax loolu indi renaissance après renaissance bu ma xoolee ba xool ma gis ne réew yi développé ci àdduna yëpp y a eu benn figure bu ndaanaan comme soo demee Chine dañ lay wax Mao Zedong boo demee États-Unis la George Washington day am père de la nation koo xam ne daanaka mooy xàlli yoon bi dëkk bi di tegu ba dem développement ma xool ne ñun Afrique fii empire du Mali fi nekkoon Kanka Moussa nekkoon fi diggante 14e siècle ak 15e siècle léegi bi fi nekkee mu yoonal fi loo xam ne construire fi ay collège supérieur yi ñu woowee madrasa ñu fa doon jàngee xam-xamu diine di fa jàngee xam-xamu aada Afrique yëpp
bu defoon plateforme empire du Mali boobu noonu borom xam-xam yi doon daje doon suqaliku di jàng diine bokk na sax l'islam wasaare wu ci Afrique loolu bokk na ci et puis am na benn civilisation bu mu jox Afrique de l'Ouest yooyu noonu te Sénégal histoire am la ndax jamono boobu parti bi gënoon mag ci Sénégal daa bokkoon ci empire du Mali. Mais pourquoi le Mali? Parce que fii Sénégal am na ñu mel ni ay Lat Dior ay Cheikh Anta. piège bi foofu la parce que da nga génnee sa bopp ci histoire empire du Mali jamono boobu Sénégal amaguloon. dëgg la empire du Mali moo amoon. moo njëkk Sénégal ba Mali ba Ghana. loolu suñu histoire la dañ ko war a xam. mais ndaw ñi léegi xamoon seen histoire. moo tax boo waxee empire du Mali Mali tey bi la ñuy dégg waaye xamal ne loolu bien avant colonisation la donc colonisation ñëwuloon ba xaajale ñu tubaab bi moo créé état yi fi am. baax na ñu xam ko ñun ñëpp benn lañu woon nekkoon ci empire bu rëy dirigé par un roi. Soundiata Keïta yi ngay day déglu yëpp dañuy jàpp ne histoire du jàmbur waaye suñu histoire la. donc approprié wu sa histoire xam ki nga doon xam day tax nga gëm sa bopp. gëm sa bopp day tax ngay xam fooy teg sa bopp tànk. dootoo xeeb sa bopp ba jàpp ne da ngay jéggaani. dëgg la nga mën a ñeme liggéey sa réew mu dem. donc loolu nag lay sentiment bi ma bëgg a ñaax sama doom moromu sénégalais yi sama compatriotes yi. loolu moo tax ma indi album yooyu te aujourd'hui bu ñu nalawee américains yi nañu dellu si waat nanguwaat loolu ndax ñi defoon Black Panther. dëgg la ñu ngi daaja filmer Kanka Moussa di def filmer bi. bu ñu baaxee ñun lu baax lu ñu am yëpp soo yutul ñeneen ñooñu. ñu koy exploité donc baax na waat ñu duggaat ci suñu ay racines. gën a ressourcé wu xamaat fu ñuy teg suñu tànk parce que du loolu si raw gàddu bi ñuy jëmaat ci jamono dañuy delluwaat ci gannaaw. ndax su boobaa ñuy doon ñuy réeree seen bopp. te ku réeree sa bopp doo jiital kenn. jërëjëf am na solo on va poursuivre cette discussion certainement dans la deuxième partie moom it mu def fi loo xamante ne rek du ñàkk bu ñëwee ci plateau bi tamit ñu profité ci am loo xam ni dinañu ko fi bàyyil ci savoir faire am waaye it ci savoir intellectuel parce que nag li mu fi wax léegi am na solo ci ñu bëri ci ñun dépoussiérer na quelque part nos cours d'histoire léegi ñu jàll ci Actubuzz. Alors, sur Yerim Post, on peut lire Mamour Diallo, Sonko est un individu, mythomane, assoiffé d'argent, méchant, manipulateur, entre autres qualificatifs. yi nga xamantene Mamour Diallo di directeur impôt et domaine yëkkati na ko si ki nga xam ni mën nañ ne employé la woon foofu ci impôt et domaine mu di kii di Ousmane Sonko ci texte bi rek muy wax ne je n'ai pas besoin de fournir des preuves puisque celles-ci sont désormais sur. waaw jàngat la boo xamante ni bii am mbettaange jàngat la boo xamante ni bii damay am lu ma naqari ndax coowal 94 milliards. dooy jaaxaan soxna Aram. ana dërëmu Sénégal fu mu dugg. dafa war a càmbar bu fekkee mi ngi tourner autour Ousmane Sonko mooy wax dem ci Oumar wala Mamour Diallo. Mamour Diallo jékki-jékki wax naan du man. ay kayit laa doon gérer gisuma xaalis nan ko laaji ki fi nekkoon ministre à l'époque damay jàpp ni kon am na lu xew léegi nag lan mooy un état de droit lan mooy justice sénégalaise lan mooy kon un état boo xam te ne bi dafay war a dox ci dëgg man damay jàpp ni procureur war na autosaisiru jël dossier bi li jënti ko nag ndax gis nañ fi Aliou Ndao mu doon topp alal ju léwut traque des biens mal acquis gis nañ fi nit ñu bari yu yóbbu prison ndax ñoo luubal comme askan wi pour man 94 milliards dooy caaxaan ñaata hôpitaux lañ ci mën a am ñaata ambulance lañ ci war a am ñaata tali ñaata forage kon dañoo war a leeral mbir mi ñu xam waaye wërta nekk Sonko mooy wax kee génn tontu naan di xastaate ay attaques personnelles c'est pas important dem solo mooy alal ji ali kalaj ji fu mu dugg la askan yu Sénégal bëgg a xam. maître yow it gis nga li nga xamante ne tey nemmeeku nañ ko mën naa wax ci journal yépp yi nga xamante ni tey am nañ ko ci bés bi ñuy wax ay kàddu teg ko ci ndoddu directeur impôt et domaine ki ko def di Ousmane Sonko moomu tey directeur impôt et domaine décidé na génn indi firnde. ci li nga xamante ne teg nañ ko ci ndoddam nga nekk sénégalais gis lu mel nii njàngat li ak contexte bi nga xamante ne nekk nañ ko ndax maa ngi wax sànq ne ñu ngi jëm ci échéance yu am solo. waaw maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant ñu ma bokkal plateau bi ma li sama sëriñ wax rek moom la yow may dëggal procureur daal war na taxawu parce que xaalisu askan bi la
te ñoom dañu jàpp ne ay référence lañ ci dëkk bi. te dëkk bi toll na foo xam ne defe naa ñi ñu jiitee bu ñu demee ba nga xam ne ñooy def yooyu xale yi bu ñëwee dañuy def te dëkk bi ndóol boo xam ne 94 milliards waay. du caaxaan. du caaxaan ñun ñaa ngi man depuis 25 ans maa ngi nekk bénévole de la République j'ai formé plus de 10 000 personnes te mënu moo am sax 100 000 francs par mois ñooñu lu ñu defal askan bi ñun ñu ngi nekk si askan bi di leen yar xale yi nekk entraîneur national nekk di former ay garde corps di former mun loo am 10 francs ñoom benn subvention mun loo ko am ñoom ñu jël 94 milliards war nañu ko génne. war nañu si taxaw man day d'accord naa procureur ñu taxaw si. nit ñi askan bi sax ñu taxawoo dañ si war a wax. jaara voilà Aram comme niñ ko waxee rek 94 milliards du ay caaxaan ci moment bi nga xam ne ñu ngi wax ay problème hôpitaux di wax ay problème sécurité di wax ay problème handicapé yëpp si biir kon 94 milliards vraiment man du ay caaxaan war nañu wax ñu fan lañ ko dugal moo gën ñu koy jiiñante parce que dafa am yoo xam ne dafa ñaaw ci réew mu doy ni Sénégal dañoo war a dépasser fu ñuy ku nekk di jiiñ sa morom naan ko yaa def lii ñu jël xaalisu askan bi teg ko ci table bi wax lu leer ñi ñi xam lu leer parce que Sénégal moomuñu ko. Sénégal ñun ñëpp a ko bokk comme ñun ñëpp ñoo ko bokk nag nañ bàyyi suñu xel yi ñuy fawee te wax ñu lu leer tegal ñu lu leer ñu xam lu leer ndax lu leer moo fiy dox moom lañ bëgg. Fla. waaw pour man ku suivre actualité lu ngay gën a ragal ci jamono ji mooy ñi waroon wane doxin bu rafet ñoom ñooy jalgati maanaam loolu nga ciy jàngat en fait et ruslu na pour Sénégal bi nga xam ne réew la boo xam ne diine yëpp boo xoolee représentation bu ñu fi am nu mu amee solo ak diine li muy jàngale si njub ak vertu li may wax rek leen la ñuy wax l'enfant et le père de l'homme mooy war nañ xoolaat éducation bu baax. parce que éducation bi bu ñu ko ratee rek mooy produire société bi mooy produire at leader yi pour man sénégalais si boppam ñoo war a xoolaat seen bopp si seetu bi. parce que suñuy jiiñ leader yi te ku ñëw toog rek bu demee. scandale feeñ ku ñëw toog ku demee scandale feeñ. kon pour man si société bi ak éducation bi ak valeurs yi ñu war a inculquer suñu njaboot yi war nañ ko xoolaat parce que man damay wax ni ñii fi ne nii seen wàll wéy na. bant bu dëgëree boo ko bëggee jubante damm ngay def. voilà kon ñun lu ñuy fexe mooy ñii ñëw ci gannaaw ñu pare leen ba nga xam ne. ñoom ñooy mën a teg loo xam ne day dem. waaye ñii fi ne nii pour man li fi dégg mooy ñu wan président bu fi toogati ak ko fi mën toog boo ñu wanul lu dal suñu xel benn mandat lañ lay may nga dem pour man signe bi. foofu lañ ko war a tàmbalee léegi. comme ça nga xam ne bu la wóoree ne yow juróomi at wala juróom-ñaari at boo deful lu nit ñi xam da ngay dégager après ñu lijjanteek yow li ñuy lijjanteek yow day neexal. mais yéen artistes yi tamit am ngeen si wàll de. waaw dernièrement ñi ñuy gis moom très engagé par rapport ak schéma bi ñuy gis si espace politique. il le faut si réew bi nga bokk bu mettee nga yëg ko. bu dëwlin yokkee nga yëg ko. lu fi xew fitna bu fi amee ñëpp koy yëg. kon artiste moom ça ne veut pas dire que da ngay déconnecté mais après ku nekk ak taxawaay bi ngay bëgg a taxaw. parce que ñun du suñu rôle ñuy yee fitna du suñu rôle pour ñu wax gars yi nañ taal réew mi ki bëgg a jot réew mi ak ki yor réew mi ak ñi dëkk ci réew mi bu réew bi tàkkee kan la amal njëriñ. dëgg la te kenn ci ñoom doo ci gis sa njaboot ne fi ñeen njaboot yaa ngi ci biti. kon dañu war a toogaat xalaat am benn attitude bu gën a responsable. très bien pour man loolu bu ñu ko amee. ñoom seen bopp ils seront obligés ñu orienté aussi lu population bi di dox pour man population bi tey jii moo yor doole te moom moo war a orienté politique bi pour man foofu lañ toll. persa la tamante dëmm bi ci jamono ji ñu toll. surtout période bii ñu toll nii xam nga Sonko ku ne xam ne ni benn phénomène la boo xam ne dafa dugg ci géew politique bi. ku ne xam nañ fi ñu jógee inspecteur impôt et domaine jékki-jékki yi ñu dàq ko mu génn mu jékki commencé génn ay secret. génn ay secret ba tey jii mu samp partem waaw bokk na sax ci 5 candidats yi nga xam tey jii ci ñu war a dem élection ci la bokk. présidentielle. donc li am solo mooy nekkul ni Sonko la wala Mamour Diallo l'argent contribuable bi nga xam ne sénégalais yi. comme ñi ñëpp suñu dërëm mi ngi ci. l'argent contribuable la dañu war a xam fan lañ ko dugal. Mame Diarra li mu wax leen dafa am solo suñu xel yi ñuy fooye dañ ko bàyyi ñoom dañuy fooye suñu xel yi daal. mais alal sax bu gaawee màgg juddu ba rafetul alal bu gaawee màgg juddu ba rafetul ñoom ñi ñëpp tey ji ko ci càmbar alalam doy na waar
ala joo xam ne doon woo ko ci bàyyi doon woo ko ci maam fekk loo ko fi mayu ñu la ko demoo ñu jox la asaka ju bëri. doon sax doo am yenn montant yi. boo doon sax doo am yenn montant yi ñu jékki-jékki nga doon un multimilliardaire boo xam ne yow mooy loolu. mais alal bu gaaw a màgg juddu ba rafetul. donc il faut ñuy waxante dëgg mais nag pencu maam yàlla kenn du mucc. est-ce que xamal yomal xiyam ku nekk loo sàcc da nga koy yenu. bay ku fi yenn étage. li ñëpp taxaw nga gàddu sa étage R+4. di nga fa yàgg de. dama la jox benn anecdote dafa am dëkk boo xam lu fa waay sàcc dañ la koy sol. benn waay sàcc ay new. ñu jaaxal ko di ko sol new ji di ko sol new ji xam nga new. lan mooy new. new naa la wax new. ñu koy sol new ji ba si yàgg waa njëg tey loxo koy sol di ree. waa ñu ne ko yaa ñàkk jox new ji la ñu lay sol ak new ni mu dëgër ngay ree man damaa xam ne sax man mi ci new ji may bëgg a asama borom kóoni jee di ñëw. li lay dëgg la xamoon new xamoo kóoni. non kóoni xam naa new bi laay xalaat nan la war a doon waaye xalaat bi lii. xam nga new comme dafay mel ni comme di tax. ok comme di tax lay toll mais dafa doon mel ba pare am xoox bu dëgër ci biir. ñu ko sol astafurlah kon yàlla musal ci sàcc duñu. kon voilà mi ngi noonu alal ju lewul. noonu la nit da ngay maanu. te buñ la dénkee da nga war a xam dañ laa dénk. nga def ci la ca war jaamu ca yàlla. mais léegi te xam ni benn bés dina jot tamit ñu demandé la ay compte. la Sénégal rek laa gis ñu def la ministre say mbokk ñëpp ak say géwél ñëw dara ñoom saala bi ñu naan liggéeyu nday la man Sénégal rek laa gis loolu. mais buñ la falee yenn responsabilité sax da nga war a tiit. normalement boo dee nit. mais c'est dommage. merci beaucoup njàngat li am na solo léegi ñu jàll ci actualité politique et sociale avec Serigne Modou Mbacké. Présidentielle 2019, la campagne de feu des gros bras. Waaw. dama see boole nag xam nga des fois situation yi mooy laaj yenn yi. parce que da ngay xam ni fi nu jëm doy na waar. yaakaar naa ni professeur wala maître na xam bu baax li may wax day sax loolu moo ko fi indi. ndax moom formateur la. day former ay agents de sécurité ñu bari fii Sénégal ñu leen di dégg ñuy saytu kaaraange ay kilifam dafa aw ci loxoom. maître ginnaaw nuyoo bi di nga ko waxee sànq. jaaxle am na ci yow jëmbul. ndax li fi xew daaw yéeg chaque élection ci biir Sénégal ñu gis ni dana am ñu ni wooye ay garde du corps ñu naan ay gros bras ndax doo xam noo koy qualifié instant bi ku jóg rek entraîné ba jàpp ceene ne ci cortège yi ñi bokk jaas yi ñi yor ay pistolet ñi ay cour situation bi njub see yow jàngat booy am ci tolluwaayu réew mi ak li nga am comme expérience tiit nga wala tiitoo tiit naa kay loo tiital parce que man def naa alerte depuis 2 mois yi nii def naa benn séminaire de formation au niveau du centre de bopp professionnel sécurité yëpp dama leen invité woon ñi nga xam ne ay formateurs lañu pour ñu xool ñun naka lay suñu taxawaay si élection yi naka lay demee par rapport aux menaces politiciens yi ak mooy Saalum ni mu ko waxee rek gars yi yar nañu xaalis bu bëri te xiifal nañu gars yi te kuñ jox xaalis def loolu dara waaye léegi nag ñu war a def solidarité suñu biir yee comme ñun am nañu expérience jaar nañu si ay élections yu bëri am nañu si expérience depuis temps Senghor ba Abdou Diouf léegi nag il faut que ñun suñuy doom ñoo si nekk ak suñuy rak il faut que ñu sensibiliser leen wax leen ni ñu war a taxawee seen parce que sécurité sa benn tànk mi ngi si biti sa benn tànk mi ngi prison lu tax nga wax loolu lu tax ma wax loolu parce que ici au niveau du Sénégal fii Sénégal ni ñuy defee sécurité ni ñuy defee sécurité su fekkee nekkoo état nga nekk si opposition parce que man gisoon naa fi ku mel ni Vieux waay bi ñuy attaqué Idriss Seck mënuñu ko jaar si moom lañu jàpp te ni ñu ko jàppee Min Thiakou arme blanche la. Min Thiakou la ñu ko jàppee arme blanche la tam Vieux Sanjili professeur la dafay jàngale. war na mën a yar Min Thiakou di ko jàngale. bien sûr day jàngale. alors ñun dañuy def démonstration c'est-à-dire yore sabre yore yëpp. mais loolu la ñu ko jàppee kon ñoom bu ñu disee ne yow. yaay borom xam-xam bi parce que kuy def sécurité yaay borom xam-xam bi la sécurité c'est la prévention man mun naa ànd ak sama benn patron. ñu toog ñi président toog ñëpp toog président tagg ko mën na ko prépare-toi boo moytu yow prison nga jëm ba dina la sàkkal pexe. teguñu si 1 mois ñu sàkkal ko pexe. waaw. kon dafa mel ni ki yore sécurité nit ki dafa war a am xam-xam prévoyance boo xam da ko war de am laata ji am yaa ngi wax sànq foo dugg dama bëgg ñu ñëwaat ci bala ñu koy romb mooy ngeen def séminaire di xool lan mooy seen rôle ci leen dëgmal muy élection présidentielle yi lan moo tax ngeen def séminaire da ngeen a tiit lan moo leen tiit loo exactement waaw duñu tiit bi dafa doy waar parce que ñii nekk au pouvoir ñoom dañu ne
dañuy nekk au pouvoir dañuy am deuxième mandat. dañuy seen deuxième mandat. jàpp ngoy si ñële aussi tamit mu am ay ñu jàppoon prison ñoo xam ne dañoo nekkoon ñu jàpp leen comme mel ni Karim Wade ku mel ni ñii te ñooñu ñëpp ay borom mbokk lañu. te am nañu moyen aussi. te am na ñu leen xeexal. léegi nag ñun du ñu ay politiciens kuy def sécurité doo def politique. la sécurité tu dois être neutre. alors mun loo di def sécurité nga gis situation dëkk bi yëpp ñoo ko bokk. koo laal doom sa doom la ou bien sa rakk la. après nga gis menaces yi parce que ñun sécurité bu ñu koy def dañuy xool menaces yi. mission bi ñuy dem menaces yi ñu xool. menaces yi gis nañ ko dafa leer nañ. kon fi ñu toll nii bu campagne bi tàmbalee gis ngeen ni menace bi ñëpp def ay alerte gis ngeen ko yéen. agent sécurité yi moom gis nañ ko ci ban niveau la toll degré bi. xam nga sécurité dafa am sécurité hostile am mix am sécurité passif fi mu toll sécurité bi boo xoolee si hostilité la nekk. maanaam dafa dëgër instant bi. waaw si hostilité la nekk mais menaces yi sëñ bi bëgg naa mu ñëw si menaces yi. parce que hostilité bi mu nekk. mooy soo xoolee situation même armement yu dugg fii situation arme yu dugg fii. muy côté pouvoir bi ak côté opposition. parce que am na damay def càmbat di gis ay jaas yi gis ay affaire gis arme yu bëri dugg fi. gis aussi gis tamit militaires yi policiers yi ni ñu leen armé te ñoom ñu war ñu aar askan bi. léegi askan bi jàpp ne militaires yi policiers yooyu Macky Sall moo ko moom loolu day ni musiba. kon loolu danger la. loolu danger la. loolu day ni musiba. il faut que les hommes de tenue ñu xam ne askan bi lañ fi nekkal. temps yi ñu leen déployé si biti dañ di nga déploiement bi ñu leen déployé day tiital askan bi te bu boobaa booy dañuy préparer ñoom dinañ préparer seen riposte. mais da nga ne sécurité maître nga baal ma sécurité mooy prévention. waaw prévention est-ce que laajul tamit nga teg dispositif pour waajal di nga xamante ne moo di ñëw. non waaj bi nga toog di xaar rek ba mu dal sa kaw. non waaj bi dafa baax mais xam nga du ñu jël par exemple la police et la gendarmerie ñoom ñoom ñu formé ñun man fa lañ ma formé. liggéey bu baax la ñuy def si dëkk bi. mais du Dakar rek. du Dakar rek du jël affaire bi def ko Dakar rek mais banlieue bi mi ngi am ay agression mi ngi am ay yeneen affaire affaire bi du Dakar rek. du Dakar ñaareel bi mooy li nga wax noonu la parce que élection bu ñëwee police ak gendarmerie dañ leen tàggat sax dañu waroon tàggat préparé leen comme ni ñu tàggatee ñun. préparé leen parce que du caaxaan. 20 jours du caaxaan. léegi gars yi war nañu tàggat mais tàggat bi. war nañ dalal am communication boo xam ne dañ ko war a def ñoom. ak population bi wan ne ñun pour yéen la. du ñu pour Macky Sall du ñu pour kenn. pour askan bi la. su ko defee askan bi mën a teg mën a xam ne ñii kat pour ñoom la. communication il faut muy am. il faut muy am actuellement parce que ñii communiquer hostile la ñuy def. dañuy menacer. wane doole tuuti. ñee nag dañoo war a communiquer wan ne dara du fi am. ñun askan bi lañ fi nekkal. waaw dafa am sàng loolu laal. muy menace bi nga wax sàng Ndeye Arame Sàng mi ngi koy tudd. mais bu fekkente ñu ngi à quelques jours campagne bi war a tàmbali. ñu gis ni mbedd yi déjà alkaati yi bari na. mais bu rombee alkaati yi am na ñeneen ñoo xam te ne bi ñoom xëy na defuñu benn formation ngir war a maintenir l'ordre. wala xamuñu sax ban stratégie lañu war a mën a am ngir mën a nit ku nar a indi violence ñu mën koo defal ba mu bàyyi la mu nekkoon. yéen ñiy formé ñenn ci ñooñ ak ñi ñu formé wut dafa mel ni kon danger bi. mi ngi ci mbedd jamono ji tembe. léegi nag mooy suñu problème di nga ñun suñu secteur bi. gars yi dañ ko waroon ñàkk. dañ ko waroon ñàkk parce que lu ñu mayoon chance. leen dafa nekkoon quoi. autant Alioune Sarr docteur Alioune Sarr président dafa ne woon mbëri nañu bàyyi sécurité. ku ci am licence mu si duggati. moom prévention lay def. mu amoon commissaire Assane Ndoye mu nekkoon suñu président fédération. mu ne formation bi mu defal boy yi baax na ñu am formation comme dañuy def sécurité. mais da nga nekk ceinture noire deuxième dan nekk si mbedd mi boo amul loo jàpp mën nga nekk agresseur. waay commissaire Assane Ndoye ne moom dana leen wutal permis mu commencé wutal ñuy permis mu ne ma yow toppal formation bi nga wutal leen boo ñu doon formé dañuy liggéey parce que fii ku ñu formé nga def sécurité rapprochée nga jàng ko. boo paree da nga am poste. léegi le problème bi mooy nervi yooyu mooy gros bras yi ñuy wooye. nervi yooyu problème bi am ñoo koy indi. ci naka. problème yi ñuy indi mooy seen mission la ñu xamul. seen mission la ñu xamul la sécurité. nit doo def sécurité nga am dispositif booy teg du war ko déployer xamoo articulation des pieds xamoo recueil d'information. xam jàngoo amoo dossier d'objectif. xamoo dara jàngoo dara sécurité. mais looy def su dara génnee lu am yow da ngay won patron bi man xeexkat la
yow yaay njëkk attaqué gars yi da ngay wax patron bi violence ngay wax te la sécurité c'est la discrétion. autour du VIP. ah kon geetaru bi sol tenue bu rëy bi. loolu la ñu war a bàyyi dara tenue yooyu ñuy sol nu ñuul yooyu di casque di kii yooyu ak GIGN ñoo ko moom ak waa police. te kagule di yere ay paaka di yere jaasi loolu waa GIGN ñoo ko moom ak police. loolu lan mooy conséquence bi. ful bi taxaw na ñu gis ay nit yu geetaru mel ni ku jëm ci xare lan lay def ci nit ki. alors dañuy provoquer. loolu provocation la. finalement provocation la. parce que boo amul discrétion rek soo amul discrétion rek yaa ngi provoqué. parce que yaa ngi woon ne ñii man nii laa damay dóore. voilà. ñu war a def sécurité bu fekkee ñoom ñoo war a tiitalaate moom wax dëgg yàlla. c'est un problème. voilà parce que yow nga xam da nga war a aar nit ñi. yow boo demee bay tiital nit ñi donc dafa too li la war. te xam nga garde rapproché moom dafa war a fexe sax ba jëye du am. la prévention. waaw parce que am na nooy fexe ba boo dee xool ci biir salle bi nga nekk yow war nga xam sa bët ni muy daawee ba nga xam ne danger fu mu nar am rek automatique war nga mën a yolleeku ndànk dem gérer loolu ñu waat taxawaat sa poste. am na ci ñoo xam ne ay des professionnels lañ. parce que léeg-léeg bon ñun lu mu gàtt gàtt def nañ arts martiaux xam nañ naka. def na arts martiaux. waaw grave xam nañ ci biiri bët. Persala ban discipline. waaw karaté Shotokan laa def. ceinture noire première dan. C'est bon à savoir. voilà donc di nga xam yow naka ngay protéger nit ki te doo gaañ. kenn di nga xam naka ngay rawalee sa leader te doo gaañ kenn. di nga xam naka ngay téye nit ki maîtriser ko ba mu génn ci salle bi. supposons nit ki doon ñëw pour bëgg a placer benn affaire. yow war nga mën a dem téye nit kooku maîtriser ko ba génne ko ak li mu yor te kenn du ko yëg discrètement. mais loolu dañ koy jàng. mais nag bu dee yow da nga màgg am doole rek doon màgg doon am ségi lag njool am doole. nit ñëw la ni la kaay nekk sama garde corps. kooku li muy njëkk woon mooy li Maître wax. li muy def ci boppam bu jëyee amee day woon patron di xeexkat laa. daal di commencé jàpp ni dóor ko yàlla mu fekk benn kooñoor goo xam ne moo ko ëpp doole. mu daal di koy fësate mu daanu lem ko ti damm loxo bi përë ko. waa ji nag sama garde corps bi. moo ma ci génne fekk dafa daje ku mu ëpp doole wala ku mu man rek. bu desee koo xam ne lu mu bon jàng na tuuti la mu mën day metti bu da nga koy jox ko day da nga ko delloo ko. donc yooyu yëpp dañ ko war a jàng mais danoo àggul foofu. Sénégalais bi bu mu lor moroom Sénégalais bi. àgguñu foofu quoi. Sénégal pays du dialogue la. lu raay mayewul bokk du ko maye. danoo war a toog ñu xam ne ñun ñoo bokk réew mi danoo war a toog di waxtaan ci suñu biir parce que kii wut réew mi ak ki koy jox ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. tey damaa bëgg a nekk président rek. mais lan moo ci jar ay wut ay garde corps ak ay génn armée bi ñu taxaw. nit ñi benn dispositif bu impressionnant boo xam ne. quelque part te nag ma lay wax lenn gis nga tey policiers yeeg gendarme yi ñu génn tey bu nu bëggoon a jàpp ay bandi rek xam na ci bandi yi nekk. c'est ça le problème. xam nañ ci bandi yi nekk nañu waxante dëgg xam nañ ci bandi yi nekk. nañ fa dem. te bàyyi ñi nga xam ne seen yoon nekk ci liggéey seen liggéey jàpp seen njàmbur ñu bàyyi leen. Diarra. merci Aram est-ce que garde comme ñi ngeen di former am nañ droit yor arme parce que am na ñuy wax naan borom fetel du xeex ak borom yat am na foo xam ne mu fa tolloo est-ce que ñoom di ngeen leen préparer comme di ngeen leen préparer ci ay armation ay yooyu est-ce que di ngeen leen préparer aussi ci ay ñu yor ay fetel. waaw xam nga garde corps bu ñu koy wax ñu Sénégal moom dañu naan sax fetal la. waaw ñoom garde corps moom laa booy bu ñu yorul arme tas duñu mën a génn. man loolu dafa jaar benn jour dama voyé jël avion ñu jël sama arme yëpp jox ko ci pilote bi. après ma ne pilote bi man maa ngi 1000 armes avec moi mu ne anamu ma ne ko mu ngi sama biir yaram ma ne ko su mu duggoon ci avion bi 10 personnes mun naa leen éliminer léegi mu ne ma kon ñun dañuy juum dañ leen waaye yow booy dugg dañ leen war a yeew affaire bi premier temps ci yow lay nekk ba pare mooy li ma wax parce que suñu yaram yëpp arme la te fii environnement bi nga toog yëpp arme la man kii rek mun naa la si def musiba biteel bi yii yëpp alors loolu mooy njëkk nekk sa avantage ba pare après beneen arme buy nekk mooy jàng bi parce que ni physiquement et mentalement après technique ñëw léegi boo jàngulee di su nga sécurité da ngay jàng droit da ngay jàng droit boo jàngee droit da ngay tiit tapet ngay doon bu nga boo xamee ni ñuy reyee da ngay tapet boo xamee ni ñuy reyee da ngay tapet ba nga xam ne kii boo ko defee lii mu gaañu boo xam ne li ci rey aussi waaw da nga koy xam da nga koy xam parce que da ngay laal nit mu gaañu man damm naa fépp gaañu naa fépp amul fu ma demul sama yaram fépp am na fu ma gaañu mais da ngay xam ne kii boo laalee fii mu gaañu te dama naan di nga nit boo ko dóoree boo di xeexee gañe woo ko
xam foo koy gagné tribunal. parce que dina dem morgue ba ñu pare ñu suul ko yow ngi dem tribunal boo demee tribunal ñu xam ne gagné nga. mais loolu dafa jar. benn boy dama ko wax man bu may xeex nii tant que yaruma lu ma jëlee avocat lu ma wutee médecin yi du ma xeex. jël ko situation bi ñu toll encore bu ñu ci ñëwaatee. nga dégg ñuy wax ni am na ay. marron du feu ñu gis ni maa ngi gis sàng ce matin ci vidéo bi gars yi gaare ay bus benn société fii ci biir Sénégal. national sax. ma tudd tur bi xam nañ ko bu baax. waaw ma cee yegg. gars yi ceene macha allah dëgër la nekk ca kaw. daal di encercler dëkk bi. ñu leen yéen du ngeen manifester. ndax loolu sécurité la ordre la wala désordre. xam nga man j'ai vu des écoles de sécurité. ñuy préparer pour benn leader. pour dañuy jàngal sécurité te jàngaluñu sécurité dañuy préparer pour kenn. daf doon am fii. am fa gars yi da ngay gis par exemple benn comme ni nga ko waxee noonu. genre affaire yu demee noonu société yoo xam ne dañuy jël ay gars yu ngand. ñu ne pour société bi la pour sécurité non dañuy préparer pour élection ay contrat la ñu am. alors te yooyu moo fi nekk. kon instant bi maître li nga bëgg a wax mooy am na ñooñ ñu ngi yore entreprise. oui recruter soi-disant ay agents de sécurité fekk ay nervi la. nervi la zi nga la sécurité c'est l'intelligence en mouvement. xam nga bu njëkk góor yi moo amoon. waaw góor yi après góor yi moo amoon léegi ñu dindi góor yi. dindi garde du corps. garde du corps benn nit la boo xam ne moom mooy nekk si dispositif ñu tuddee ko garde du corps. mais agent de sécurité la ñu wax quelqu'un qui est polyvalent. sëñ bi marron du feu yi nga doon wax ak noonu. quelqu'un vidéo baa ngi nii. gis nga ko muy lu yéeme gis nga leen ñii ni ñu toll ni tey. lii sax mooy bi ñu leen di tàggat. mais finalement dañoo def nag activité boo xam te ni bi dem ci dëkk bu ñuy wax Njongoloor manifestation ñu leen du ngeen manifester muy doy waar mais foofu. gis nga depuis élection bi am. élection Abdou Diouf élection Ablaye Wade yëpp day am yii. waaw yëpp élection yi am yëpp. mun naa la wax élection bu nekk fekkee naa ko gis naa ñun loolu tax ñu xeex. pour lan mooy danger bi lii. loolu tax ñu xeex pour jàngal booy sécurité. pour nga xam ne yow da ngay def prévention. comme ni ko grand bi waxee. la sécurité prévention la. sëriñ nga balaa muy ñëw xam nga sa mission sax boo demee ñiy def recueil. agents yi nekk si biir ñooy def recueil ñooy toog. booy ñëw ñoo def itinéraire way jaar. soo ñëwee danger bu amee nee naa bul ñëw. bul ñëw danger ngi fi. doo ñëw. boo xëyee bi xam li xew. soo xëyee sa kër da ngay génnee sa boos si jàmm dugal ko si jàmm. mais bu fekkee yaay provoqué jàngoo sécurité. te ñii. c'est ça ñii problème lan la ñu am problème mu dañ leen xiifal dëkk bi dañoo xiifal jeunes yi. di leen jox xaalis bu campagne jotee. c'est ça la part du gain bu campagne jotee ñu génnee xaalis. xaalis bu xoolal ñëpp dañuy bàyyi jaaykatu xar yi dañuy bàyyi jaay xar. mécaniciens yi bàyyi mécaniciens ñëpp def dem sécurité. man gis naa ñoo xam ne ñëpp bàyyi nañ seen activité ñu ngi sécurité parce que 15000 nga am 25000. par journée xam nga mais kooku doo xam sa liggéey. doo xam sa liggéey. man est-ce que doo ma tàggat sax mu commencé. foo ma dolli formation. sëñ bi damay bañ ñu dem la. en fait aussi li ci xew mooy le problème mooy que ni lan moo tax ñu soxla sax sécurité boobu ba pare. mooy première question bi parce que ku def lu. ne ko maam du jaar yoon. yaakaar naa waroo soxla sécurité. dama lay nettali benn affaire Omar Ibnul Xataab. moo nekkoon xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu. moom boo mosaane ñëw di ko laajte te il était bon boo xoolee moo nekkoon gouverneur de l'islam yëpp. mais boo mosaane ñëw di ko laajte am loolu te am doole. dafa amoon doole ba pare. ba pare am taxawaay. ba bañ na ko bi muy dugg ci l'islam ne ko maanaam histoire boobu ñëpp xam nañ ko. ni mu demee mais boo mosaan ñëw fekk ko da nga koy fekk ci benn taatu garab mu tëdd. am na un jour benn waaye di ko laajte naan amirul mu'minin lay laajte di wër ci dëkk bi ñu ne ko amirul mu'minin nga soxla ñu ko boo demee ci ginnaaw dëkk ba ci taatu garab gu foofu di nga ko fekk. mu ñëw fekk ko Omar mi ngi tëdd def nii. mu ne ko yaay amirul mu'minin yow yaay jiite jili gi ne ci àdduna bi mu ne ko waaw man la mu ne ko ah mu ne ko yaa wuteeg buur. parce que moom xam na ni. ni mu ko fekkee non seulement ni mu ko fekkee mais xam na ni ne ko maanaam loxoom dara taxu ci. tey ñi soxla sécurité ñëpp boo xoolee ne ko lan moo tax ñu soxla sécurité quand même. parce que am na def-def. parce que am na def-def. am na kuñ naan juróomeelu xalifa l'islam. Omar ibn Abdul Aziz turandoo Omar ibn Khattab. moom ne ko maanaam këram lampe bi nga xamante ni état bee koy consommé bu xasee ba dugg këram. day jël sondelu boppam taal. mu ne ne comme li nga xam ne état bee koy fay
ne ko maanaam lampo mu fay ko mu ni kii l'argent du contribuable kon xam nga ni kon kooku soxlawul garde corps yaa ngi dégg léegi nag loolu mooy problème bi te nag maître li mu wax léegi c'est très important danger bi ci nekk xam nga mooy lan dafay indi anarchie te anarchie bi indi mooy que ni tey nit dina dem ba toll ne ko nga laal intimité mu toll fa nga xamante danaan lu mu ne ko danaan ko lu mu ko jaral na ma ko te su boobaa dëkk bi tàkk te bu dëkk bi tàkkee mara deytaal yaa leen càll musa gis nga ñun ñi nga xamante ni amuñu passeport diplomatique fii lañ dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo suñuy doom fii la ñuy jàngee suñuy doom kenn jàngee ci bitim réew ñun ñoo fii des ñoom ñu jël seen avion génn réew mi ak seen doom kon nag pourquoi kon ñu yeetal ne ko maanaam ñu yee fitna c'est pas bon te yonent sallallahu alayhi wasallam nee na yàlla rëbb na ki nga xamante ni mi ngi yee fitna loolu moo ci nekk waaw man moom aspect bu mu wax sànq ci communication bi nga xam ne homme de tenue war nañ ko def am na solo quoi man foog naa ne foofu laay accès li may wax parce que xam ne ñi nekk ci armée bi ñi nekk ci police bi ñi nekk ci gendarmerie bi ay sénégalais lañ comme ñun suñu ay frères lañ suñu ay mag lañ suñu ay rakk lañ suñu ay papa lañ et puis ñu xam ne nekkaluñ fi nguur te askan lañ fi nekkal et c'est important parce que élection yi mujjoon am na ci ay booy yoo xam ne dañ ci soxgoon benn homme de tenue ba jël ba kanam loolu indi woon fi problème bu compliqué te boo seet ba si biir ñëpp ay sénégalais lañ pour man politiciens yi bëgg nañ nguur opposition ñi fa ne bëgg nañ jot ci nguur waaye ñun ñi nga xam ne ñooy réew mi tey joxe war a voté ak yooyu nañu am maturité boo xam ne duñ leen topp ci lépp lu ñuy xirtal ndax kenn ku ci nekk bu jotee nguur doxinam soppeeku donc bàyyi suñu dëkk bi ci jàmm nga xam ne ak lu mënti xew dinañ mën a xëy liggéey ji dinañ mën a def ji suñu ay farata loolu mooy priorité bi fi mu nekk parce que fitna bi jigul kenn mais communication bi mu wax noonu nga xam ne ñu nekk ci homme de tenue ñu xam ne population bi xam ne ñii ñëwuñ fi nekkal fi nguur dañ fi ñëw pour protéger intérêt képp kuy sénégalais loolu c'est important suñ ko defoon tamit dina dalal xel yu bëri ndax nit ñi bu ñu demee ba commencé gis ne homme de tenue yi noonu population bi la guerre civile lu ko indi lool donc il faut ñu communiquer ba xam ne homme de tenue yi ñoom tamit sécurité doomu Sénégal lañ ci neel waaye ànduñu ko nguur que prévention sax moo leen njëkk a jëkk du dal ci kaw nit yi wala def loo xamante ne xëy na suba mu indi ay loraange mais dañu am tamit Amadou Yandé Thiam di jëwriñ kuréel ànd doole borom Touba di Xaadimu Rasul yéen tamit ngeen di vulgariser loo xamante ne nii mën nañ ne njàngatu sëñ bi la ci toujours contexte bi nga xamante ne nekk nañ fi message bu nga xam ni mën nga ko lancer tey à la communauté pour encore une fois wootalaat leen ci jàmm ak jërëjëf soxna si jërëjëf yéen ñëpp ku ci nekk maa ngi leen di nuyu seen tur seen sant di rafetlu wax dëgg yàlla boobu ba léegi jotaay bi ñoo ngi teewlu te am na solo lool def naa li tax ñu tuddee suñu bopp kuréel ànd liggéeyal borom Touba au mouvement pour la diffusion du patrimoine matériel et immatériel de Cheikhoul Khadim lii la situation bu mel nii la ndax dañoo jàpp ni ñun am nañ ay références jàpp ni am na ay valeurs yoo xam ne tey war nañ koo mën a vulgariser jaarale ko ci mbindum ku mel ni Xaadimu Rasuul te su ma nee Xaadimu Rasuul mooy mag ñëpp ndax mooy l'islam mooy li ñu fi wax léegi mooy Seydina Mohamed Omar Ibnul Xataab Seydina Ali maam nga jëlee ci xutbu yeeg jël ci waliyu yi maam Seydi Hadj Malick Baye ñoom ñëpp benn la ndax sëñ Xaadimu Mustafaa moom dafa ne mooy jëwriñ sallallahu alayhi wasallam te moom loolu la incarné moom dafa dem na sax ba tagg Seydina Mariama fusti ba tagg ci tagg nu rafet kon kooku dafa yaatal njàngale moom lañ bëgg a lawal vulgariser ko parce que dañoo gis ni moom bind na lu bëree bëri te référence la parce que li ñuy wax ni yëpp jafe-jafe yi yëpp def naa ne ñàkk xam suñu bopp la ak ñàkk xam fañ jëm te ñàkk defarug jikko la ndax jikko yi yàqu rek moo indi li yëpp ñu wax kon su fekkoon defaraat nañ jikko yi naamaat xol yi def naa léppay baax kon njàngale moom daal loolu moo tax ñu dañ ko bëgg a fësal gën cee bay suñu waar daal jërëjëf sëñ Modou waaw rafet na li mu wax ma koy gërëm bu baax sama mbokku taalibe la di wax ni lii la ku ci ne da nga war a dem ci royukaay yi fi Sénégal am muy mag ñi ñoom ñëpp ñoo wax non violence dañoo toog dal woote jàngale liggéey ak jàmm yàlla jàmm am mais dafa am fu nekk muy par rapport ak violence wala ñu naan ay marron du feu pour bi rek moo njëkk violent moo njëkk posé problème
may wax ni lii moom maa koy wax le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye na jël responsabilité am gis nga mënuma doon gendarme wala policier may bàyyi sama mission ba kaneen ku ci amul cër di ko doxal ba cay def ay njombe kon Aly Ngouille Ndiaye moo war a bàyyi xel xam ne waruñoo bàyyi ak lu mën di xew quelle que soit la situation Sénégal dafa am constitution boo xam te ne bi dafa jox police rôle jox gendarmerie rôle ku ci ne nañ jouer seen rôle ba mu mat bu ñu bàyyi benn buntu bu keneen ku xamut loolam di indi violence di fa doxal ñi bokk ci nguur gi sax am na ñoo xam ne ànduñu ci lii voilà te fësal nañ ko ku si mel ni ministre conseiller Youssou Touré wax na ko moom dafay xuus d'ailleurs gis naa sax ci Facebook bi kay ñi mbokkal parti di ko clash di ko sànni xeer loolu moo nekk lu jaadu gis nga boo nekkee ci kuréel mu am ku bokk ci yow wax dëgg toogal nga wéet nangu dëgg mais fii da ngay wax dëgg fi li may wax nii sax am na ñooñ ñu commencé fekk na man voilà fekk na man yàgg naa ko dégg da nga ma contre nekk naa ci ab rajo boo xam te ne bii ki ko moomoon mu nekkoon au pouvoir dama daan wax mu naan da nga maa contre ma ne ko non lii sama liggéey la Sénégal la faral ku fi man di nekk ana mu tey dem na ki ñëw li may wax maa ngi koy waxaat leer na ma ne dana dem keneen ñëwaat bu yàlla defee jaam li may wax mu koy wax lépp ngi Sénégal ci lu ma wax mën naa koo tegaat ñu koy digluwaat duma ci am gàcce yaakaar naa ne kon lii Aly Ngouille Ndiaye moo war a jël responsabilité am li ñuy wax ay marron du feu flamme ak lépp couleur bi rek déjà dafa am lu muy renvoyer di personnaliser ñi ci bokk teg ko nële ngir police gendarmerie def seen mission ndax nag fekk ab dëkk di manifester ngay leen du ngeen manifester loolu même bu dëkk ba amul autorisation wala informé wul ko fa nekk comme autorité ñu war ko aaye am na ñu ko war a def pas ay gros bras yu ko war a def préfet ngi fekk ñeneen ak ñeneen maa ngi doon di wax sama gars yi nga xam ne ñu ngi liggéey sécurité ñu xam ne campagne bi bëriwul campagne bi quelques jours la day jeex te yow boo jeexee saw parents yi di dem police ak gendarmerie di wut ay avocat nga nekk si prison yi foo jëm bu ñu xaalis bi ñu lay jox xaalis boobu après yi nga toogaat 11 mois 11 mois nga war a toog di jàkkaarloog nit ñi waaw boo fi gaañee ni def nit musiba nga dem si prison yi ku nekk kuy def sécurité sa tànk mi ngi fii beneen tànk mi ngi si biir sax ki def sécurité mën nañ ko gaañ nañ ko gaañ le cas de Ndiaga Diouf est-ce que am na assurance le cas de Ndiaga Diouf ay mbokkam a ngi nii tey papaam ak yaayam ñàkk nañu ñu ngi daw di jooy ba tey ñu ngi daw di jooy ba tey ci kéem donc moo tax rek et puis man pourquoi lii man lii laa xamul sax lan moo ko fi jar c'est ça wala parce que tey kii ñii ñu jël indi leen duñu mais police duñu gendarmerie duñu douane duñu sapeur pompier mais ñu jël leen teg leen pour lan pour dóor nit ñi pour dóor nit ñi dafa ñaaw dafa ñaaw moom nañ ko quelques secondes wala léegi exemple léegi yow dem nga intervention dóor nga wala sànni nga lacrymogène wala tiré nga xamu ci ful bi nga delluwaat base ba on téléphone léegi ma ne automatiquement ñu woo la ñu ne la sa kër am na décès fekk yow mi téere woon sa rakk nga rey wala sa mag nga rey wala sa nijaay nga rey léegi nag nga ñëw léegi seen kër léegi ñun la moom kat manifestation bi amoon kat te ñoom seeni droit lañ ne comme manifestation bi ñu ne kat moom ci lañ ko tiiree dee na te yow mu xel nga xam ne yow yaa tiire dëgg la doo wax jar na bàyyi xel non c'est vrai jërëjëf dinañ dellusiwaat si maître Mbaye si kanam tuuti ak Serigne Modou gën a yaatal dans la deuxième partie mais léegi dañuy ñëw ci la ñu bokk ak Mame Diarra Mame Diarra albinisme et croyance mystique. loolu ngay waxtaan aram comme ni nga ko waxee xam nga dama leen namoon foog ma xaw a aaral. waaw tey gis nga ñoo la raw. voilà tey dañuy waxtaanee albinisme et croyance mystique mais balaa loolu rek aram nga may ma lancer benn appel pour wax ne DTV c'est la télévision inclusive. Il y a pas de discrimination chez nous. fii Ali toog nii Bamba Diop bu bëggee mun na fi toog Mama Keita bu bëggee mun na fi toog bépp kuréel boo xam ne yaa ngi xeex ngir albinisme rek. ci la ñëpp bokk tur bi ñëpp bokk tur bi wuyu na borom. chez nous il y a pas de discrimination encore une fois. parce que damay dégg ay wax ñu naan man ñëpp laay invité am na loo xam ne c'est professionnel lii c'est professionnel li ma sikk ak yéen c'est personnel. su ngeen bëggee mën ngeen ñëw fii ñu pelloo doorante ko wam sax DTV c'est la télévision inclusive. leer na nañu message bi leer na ñëwal léegi
ki ci aale. voilà ñu dañoo toll nag aram ci période ci campagne électorale ñu jëm ci élection présidentielle. te fii Afrique lañ ne souvent na ngay dégg ñu naan ay albinisme nii puune nii boo jëlee karawam nii puune day faj sida puune day def nii waaw puune nee nañ day faj sida garab bu am solo lañ leen tuddee waaw day faj sida puune boo jëlee karawam boo ko jëmbatee da ngay am alal waaw puune deretam boo ko jëlee yu bëri daal dëgg la ba dem nañ ba ñuy dàkkantale sax les enfants de la lune Ali ngay président de la fédération nationale des albinos du Sénégal soo déggee loolu lan la lay def yow en tant que président leader. maa ngi leen nuyuwaat bu baax a baax. mais loolu en fait bu ma ko déggee ay rey daf may jàpp ndax lu tax ndax dama jàppoon ni ne ko maanaam 21e siècle yoo waroon na xew yi. waaw parce que tey boo xoolee te yaakaar naa ba tey superstition yooyu noonu mi ngi am ba léegi en Afrique. benn anecdote léegi maa ngi la koy nettali sax bi ñu toogee avant ñu ñëw. dafa am benn jeune ba nga xamante ni benn réew bu ñu naan Malawi moom seen élection yi weesu dafa muccoon waaye bu yàggul lañu jox information ni jàpp nañ ko ba rey ko parce que li tax ba ñoom ne ko maanaam église bi ki nga xam moo jiitee église bi évêque bi génn def déclaration ne ko maam ba ci di ci tuumal ay prêtre kon xam nga ni kon loolu c'est grave te en fait yooyu ay superstition la loolu amul albinos boo demee ci xeet yëpp da nga ko ci fekk ba ci te xoolal même nit ñi ni mu amee ci nit ñi sax ne ko maanaam ci mala yi la ëppee albinisme et en plus aussi tubaab yi fan la ñuy xamee ni kii albinos la soit mu am problème vision ñoom automatique ne ko albinos dina judd ci ñoom ba màgg te ñoom du ñu xam ni kii albinos la il suffit que mu am problème vision rek automatiquement ñuy door ne ko am ñu ko door a catégoriser yaa ngi dégg donc loolu aussi mais en Afrique ñun dafa am la nga xamante ni ne ko ay croyance la ne ko ay gëm-gëm la tey boo demoon tey lu mel ni ay yenn réew ci Afrique yi ne ko Afrique centrale ñoom am na ci yenn xeet yi nga xam ne ñoom du ñu rey albinos mais dañoo jàppee albinos yi comme ay yàlla ñoom pour ñoom ba si le roi voilà dañoo ay super pouvoir ne ko maam si le roi traditionnel bu dee dañuy jël albinos ñu jiital ko ba pare ñu ne bu demee moom mooy sécuriser roi bi foofu ne ko maanaam ñu ngi koy suul muy dund fekk roi bi moom bëri na ci Afrique yaa ngi dégg tey boo demoon tey ay boy Rwanda ñoom bu albinos dee duñ ko suul dañ koy jël exposé ko fenn ne ko maanaam léegi ne ko ba yàlla dogal mu décomposé ba pare léegi nañu commencé jël yax yi yooyu bon parce que ñoom ay fétiche lañ ci def et cetera parce que nee nañ bon ça les protège contre les djinns ou bien ça les protège bon xam et cetera ne ko genre croyance yu yaa nga xam ne yu kii daal yaa ngi dégg mu dem ci ba nga xam te ni ñoom ñu ne boo amee sida tey boo couché ak tamit comme une femme albinos da ngay wér donc mu nekk ay superstition c'est ça quoi et c'est des histoires yi nga xamante ni ne ko maanaam kenn xamul lu muy nuru parce que tey boo xoolee tey adduna bi fi mu toll tey yaakaar naa ni tey ne ko maanaam yooyu waroon na xew bi bu yàgg mais mais c'est dommage voilà loolu moo ci nekk rek nga yor structure bu am doole muy FENAS FENAS ku ko dégg xam ne mooy fédération nationale des albinos du Sénégal te ñu ngi remarqué ne depuis 2012 lañ commencé di remarqué fii ci Sénégal ay lu jëm ci ay sacrifice ci albinos yow en tant que président ban taxawaay nga ci am de 2012 ak léegi 2012 mën naa ci seede benn action tey yàlla dogal na sax tey kooku tey génn àdduna tey ñu koy woowee ñu koy Omar Seck moom mi ngi dëkkoon boori Kaolack mais bis dafa génn yaayam daf ko yónni ne ko mu génn benn 4x4 bu ñuul dab ko ay gaa wàcc ci bëgg koo jàpp mu rëcc mu daw bi mu dawee yàlla dogal waa dëkk ba génn xam ne ko automatiquement gaa yi yéegaat seen oto rek daal di daw loolu c'était en 2012 yàlla dogal 2017 bii la gaañu cancer moo ko rey cancer de la peau moo ko rey kon te kooku am na beneen magam ba nga xamante ni moom it dund na genre yu mel noonu xam moom it malheureusement moom it il est décédé moom it xam nga en décembre 2012 donc yooyu yëpp c'est des choses yi nga xamante ni maanaam am na fii Sénégal xëy na bon xëy na gars yi dañ cee bàyyul xel bu baax a baax waaye parce que man barki démb rek lu tax bu ñuy dem élection rek
la ñuy commencer signaler wu pour wax yu mel noonu. pourquoi pas dans la durée ñuy lijjanti fexe ba albinos yi nekk en sécurité beneen bi mooy fédération nga yor. fédération est-ce que mën naa am lim. albinos yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. actuellement statistique. direction statistique bu Sénégal 10 000 albinos ñoom la ñu recensé. d'accord c'est Sénégal. de source très sûre. bu statistique nationale. mais ñun suñu association ñun de 2011 à nos jours ne ko maanaam ñi ngi def ay tournées de sensibilisation ci biir Sénégal partout dans le Sénégal dem naa fa. mais ñun ñi ngi recensé ñun ne ko maanaam ñun ñi ngi recensé ne ko en tant que la fédération nationale des albinos sénégalais 4500 albinos. yaa ngi dégg donc loolu ñun moom la jot a recensé dans le pays mais nag dafa am la nga xamante ni état bi moo ñu ci waroon accompagner. parce que ñun chaque fois bu ñuy dem sur le terrain ñun sunu ne ko maanaam ñun sunu moyen bopp la ñuy jël wala ñu xool ay bonne volonté ya nga xam ñoom ñoo ñuy dimbali ñu dem sur le terrain. te kooku échec la ba nga xamante ni non je le dis carrément. échec la ci état bi parce que tey on a ne ko tey am nañ ministère de la santé et de l'action sociale. kon donc waroon nañ cee jël ay matuwaay et en plus aussi ministère aussi de l'intérieur aussi xam waroon na cee mën a jàpp yaa ngi dégg mais tey bu ñuy dem tey sur le terrain tey ñun ñuy jël suñuy propre moyen ne ko maanaam ñuy jël suñuy propre moyen comment employé ko pour ñu mën a dem xool yi ñu ngi te pourtant dañ ñuy woo barki démb yàlla dogal na Fongolemi laa demoon di seeti benn famille albinos bu nekk foofu Fongolemi laa demoon bon en plus mu nekk benn période ba nga xamante ni yàlla dogal na nawet bi la woon. bon accessibilité xaw a metti foofu noonu. mais quand même franchement yàlla dogal na dem naa ba gis leen ba recenser leen ba waxtaan ak ñoom lépp li nga xamante ni kii maintenant nag léegi. lan lañ mën a jàpp ne FENAS def na ko. ci li jëm ci prévention ci sacrifice albinos yi. bon kooku ñun à chaque fois bu ñu demee sur le terrain dañuy invité ne ko maanaam ñi nga xam te ñoom ñoo nekk ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci biir zone boobu noonu autorité fa nekk. autorité commune bi waaw. voilà ñoom la ñuy ne ko ñoom la ñuy interpellé wax ak ñoom. ne leen carrément en plus si les parents aussi ne ko maanaam ñuy veiller ci seen doom parce que ñu daal mos bariwuñ. bariwuñ donc kon te yaakaar naa ni tey ne ko maanaam ñun li ñuy def ñun en tant que fédération nationale des albinos du Sénégal état bi waroon na ci am part de responsabilité ba nga xam te waroon na ci mën a jàpp. ci lan. fépp fi nga xamante ni ne ko structure ma nga fa yaa ngi dégg ne ko maanaam mu yóbbu ay circulaire foofu noonu xam nga ñi wane ni carrément kat albinos bu juddoo kat nii lañ ko war a toppatoo wala boog su ngeen amee albinos automatiquement si leen ko. mais carte d'égalité des chances yi moom. carte d'égalité des chances yi moom taneef ci seen nekkin. moom dama lay wax benn affaire ça ne sert à rien du tout. carte d'égalité des chances yi. moom parce que non je l'ai dit déjà du albinos yëpp ko am. te déjà aussi man fi may wax ak yow nii maa ngi déposé woon comment dirais-je. déposé naa il y a ñaari at. laa lay wax ne ba léegi sama bos génnagul à chaque fois su ma demee direction ak sociale bu Thiès te ma nekk président su ma nekkee direction ak sociale bu Thiès ñu ne ma non génnagul affaire carte d'identité yi la ñu toppatoo pour l'instant ba pare. yaa ngi dégg kon xam nga kon loolu aussi ne ko bon xam ne ko problème la quoi. yaa ngi dégg et en plus aussi tey boo amee carte d'égalité des chances am na ñu ko am ña nga xamante ni mais après dañu may interpeller ne ma ñun carte bi njëriñ ne ko ban njëriñ la ñu amal laa bëgg xam ma ne ko lu tax mu ne ma certes boo demee ci hôpital public mën nañ la faj mais mënoo ci am garab. buñ la bindalee garab xam da ngay ñëw ci ne ko buñ la bindalee garab da ngay ñëw ci biir pharmacie hôpital bi ñu la garab bi amul. finalement mais est-ce que jotul yéen ngeen toog parce que yow kese yaay président am na Bamba Diop am na Mama Keita am na keneen ak keneen est-ce que jotul ngeen toog ndax mbooloo mooy doole ngeen def benn say ngeen mën a xeexandoo cause bi ensemble parce que cause bi yéen ñëpp a ko bokk. très bien xam nga loolu dox naa ci macha allah ay jéego ya nga xamante ni tey yàlla mi ngi ñu ci suturaal bu baax a baax. tey dox naa ci ay jéego ba union boobu noonu incha allah rabbi dina am grâce à lan benn forum ba nga xamante ni. waxuma sax association yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Sénégal mais association CEDEAO association albinos yi nga xam ñoo nekk CEDEAO bi yëpp. ñoom ñooy daje à Dakar ne ko maanaam ñu jël ne ko maanaam comment ñu jël mbir mi. exposé ko nag bu baax a baax parce que li tax. waaw 2014 les Nations Unies décrété journée. exactement journée de l'albinisme. mais depuis boobu. amul benn intervention ba nga xamante ni ne ko amul benn mesure d'accompagnement ba nga xamante état bi def na ko lu dul chaque 13 juin bon xamuñu woo ñu dajale ñu filmer ñu boo xamuñu tàccu et ça c'est pas l'importance. xam mooy loolu. ok sëñ Fall man sama laaj day ñëwaat tuuti ci seen sécurité. dégg naa sànq nga ni
niveau national recensement bi 10 000 lañ gisagun albinos sa association wala fédération nga ni 450 et quelques mais est-ce que 4 000 et quelques voilà léegi kon est-ce que am nga beneen chiffre boo xam te ne bi dafay concerner ñi disparaître maanaam ñu ni kët am na ko wootee Kaolack doom da ko réer am na ko wootee Diourbel ku wootee Mbacké Touba est-ce que am nga ci benn recensement pour ñu mën a xam exactement li ngeen di wax nga dégg ko Kaolack ne am na ku doon jéem a fëkk mu rëcci est-ce que am na kun ci fëkk ba fay rëccut est-ce que am ngeen chiffre xëy na bon kooku moom franchement ñun déggaguñ kenn ñu ne jàpp nañ ci rey ko wala jàpp nañ ki ay tentation souvent la ñuy dégg bëggoon nañoo jàpp teen la preuve en est que man sama propre frère man barki démb lañ ko bëggoon kidnappé suñu kër Thiès ci buntu kër gi la toog di wuy téléphone ay gars ñëw bëgg ko wër ndomba xam mu mel dafa am réflexe mu geesu rek waaju waaf xam ni waaju waafee rek mu daw rek benn oto romb kon ça veut dire que ni kon moom et en plus aussi mi ngi yoroon comme lu mel ni genre saako kon ça veut dire que ni bon moom dañ ko doon waajal exact dañ ko doon waajal loolu wër ta tax ngeen gën a xóotal seen ay gëstu ci famille yi ngeen xam ndax nag fu mu amee tentative ñuy rëcci am na tentative boo xam te ne bi rëccut de très bien yàlla dogal na nag tey foofu tey fédération nationale des albinos tey am na antenne fu nekk tey ci biir Sénégal te tey ne ko maanaam numéro bi nga xamante moom lañ yor nga xamante ni képp ki nga xamante ni léegi la damay toog ba si yàgg nit woowee ma wuro soogi mu ne ma dégg naa yaay président fédération nationale des albinos du Sénégal ñun de fii dañoo am ay albinos kon xam nga kon loolu kon liggéey bi ñu def kon ça veut dire que kon am na solo kon bu baax a baax man defoon naa leen benn 2 ans élection yi passé dama am ay albinos yu nekk sama koñ ok alors comme ñoom dama am information te man damay jàngale damay def prévention ci lépp ma jël ko dugal ko taekwondo ne ma leen damay dugg da ngeen def taekwondo gratuitement ma jàngal leen ngeen defaan seen bopp tout temps après ngeen am réflexe jox naa leen sama kii sama contribution lay nekk parce que chaque jour dafay am dafa nekk te nit ki pour mu défendre bopp pour mu balaa xam nga nit ñi maa ngi leen di wax léegi sax procureur yéen waroon ngeen gis procureur mu xool naka la yow surtout yow miy génn nii di bouger di xool gars yi naka la lay jox sax ay garde corps absolument parce que tu es menacé menace boo xamee menace de mort dañoo war a jox sécurité dañoo war a jox sécurité ah oui loolu daal man sama contribution man daal loolu am koo xam ne albinos la man dama koy jël gratuitement très bien boo ñëwee macha allah ñu ñëw si Pessara balaa ñuy delluwaat xam nga d'abord dafa am solo loo xam ne dafa jaadu amul képp kuy dund ci kaw suuf te amoo handicap ñun ñëpp ay handicapé la ñu tout le monde dafa am ñu feeñ la ak ñu feeñ mais tey imagine toi ñu naan boo ànd jigéenu albinos da ngay am alal wala da ngay si boo si daawee da ngay wér rek wala mu ni dëkk boo xam ne bu albinos bu buur ba deewee dañuy jël albinos jiital ko muy dund ñu suul ko xoolal doomu aadama ni mu néegee doomu aadama ni mu soxoree ndax lan ay affaire pouvoir te yàlla moo seetlu tuuti ci nguuram tasaare ko ci àdduna bi buur yi fi nekk ak président yi di ci nguur te yàlla fa'aalun limaa yuriidu yàlla rek moo xam li nëbb ak di feeñ te albinos mbindum sunu borom la yow mën ngaa nekk ne tey ji maam Jaara mii mën naa am doom ji di nekk albinos dëgg la man tey jii man ak sama soxna mun nañoo bañ a nekk ay albinos ñu am doom mu doon albinos mais loolu mbiru suñu borom la yàlla mooy seet lu ko neex def ko fa ko neex ak na mu ko neex ak waxtu wam ko neex nag te xamoo lu mu ci jublu donc yow nga ni da ngay wut pouvoir tax nga ni da ngay wut karabu albinos wala da ngay wut yax bi wala da ngay wut deret ji mais après mu jariñ la mais ça loolu pour dolli la bu fekkoon sëñ Modou quelques secondes dina mën a joxe alal xanaa kon maam Jaara mi kon foofu laa doon bëgg a daaneel bàyyi ñu téye ñun maam Jaara ci foofu laa doon bëgg a daaneel ji xanaa kon moom mii albinos bi kon kon nga xanaa milliardaire c'est-à-dire bu ñu naxante suñu biir te bu ñu doon ay jaahil te bu ñu doon ay naafiq xam nga Sénégal la mooy suñu problème wàññi jikko ceddo bi doon ay jaahil setkat yi nga dem si sëriñ yenn sëriñ si boo demee noonu lay demee soo demee dinañ la wax loo xam ne
boo ko defee safara nga jëm. donc Snaf Njombe dañ lay wax rey dama rey nit. boo ko defee safara nga jëm. man benn anecdote benn waay bu ñu doon wax laa Serigne la mos naa ñëw rek ni ma pour mu ñaanal dama lay ñaanal nga am alal mu xool waa caaya ji mu sol mi ngi toog tourné ma ne ko ñaanal sa bopp sàppi sa caaya ji ba pare sama ñaanal. merci beaucoup voilà comme ni nga waxee alam gis nga man 2012 dama rëcc mais jël si nañ ma ñaari yoon dagg nañ fi sama karaw wat fi sama rakk may ko 100 francs yooyu yëpp ñu ngi koy dund te instant yi amatuñ jàmm parce que footu ñaan lakkatul de moytul de day dem ba daf lay perturber psychologiquement. C'est vrai, ça perturbe aussi. Voilà daf lay perturber psychologiquement ñemeetuma sax nga gis jaar moytul de jaar ni te dara nag fii lañ dëkk ci dëkk bi dañuy dóor waar dox suñu soxla def lu ñu neex dëgg la waaw. dama lay jox prévention actuellement nii foo la ñuy dox bu mu lëndëm. dañu dox si biir nit ñi. di moytu yenn secteurs yi. C'est important. voilà bàyyi gën guddi yenn heures yi. loolu ngeen wax ko ngeen wax ko c'est important pour ñeneen ñi. waaw jeexal rek. dernier message. li may tëjee mooy que ni ko maanaam damay remercier ñaari entreprise ba pare. Val d'Afrique ndax tey bu albinos de am crème tey. crème solaire moom mooy entreprise bi osé. ne ko maanaam porter projet bi. njëkk koo def gratuitement pour les albinos. ba pare. te nag moom mooy Afrique laa la wax Afrique sowu jant. mooy benn entreprise bi koy def. bi ne ko bi defar crème solaire. mu tombeek comment dirais ne ko degré bi nga xamante ni ñun moom la ñu am degré solaire bi nga xam moom la ñu am ñun. ne ko maanaam ko mu kii ne ko mu tolloo moom di remercier aussi CACSUB Sénégal. tey albinos bi tey. non am na lu bari la nga xamante ni étape daf ci échec ci albinos yi. non dama koy wax étape daf ci échec. non dégg na xam nga li tax man daf ci échec. éducation tey mosoo dégg benn bourse d'étude ba nga xamante bu jógee ci état bi jëm ci albinos yi. amul. CACSUB Sénégal moom ne ko mooy def chaque année mu may ñu 40 bourses d'études. pour les albinos. mu am ci ay boutique mu am ci ay bourses internationales yi nga xamante ni ne ko maanaam heure boo tollee niveau yi mën nga koo am yaa ngi dégg. ne ko maanaam loolu moo nekk beneen affaire bi beneen affaire aussi moo ci nekk mooy que ni. nag yaa ngi jël sama temps. le premier ministre. en personne. bëggoon nañoo recevoir. d'accord pour ñu wax ci problème bi. jamono jii de benn politicien. waaye xam naa ni. damay fay sa micro de wax naa la si. non déet dama koy ñaaxaat. pour wax ko ni ñun pare nañ pour dajeeg moom pour mu wax ak le ministre de l'intérieur. dëgg la yaa ngi dégg pour suñu sécurité ñu nit ci élection yi. parce que c'est très important. merci beaucoup Ali Sall. Au cœur de la Casamance, dans une nature sauvage et parfaitement préservée, filtrée naturellement par plusieurs couches de sable fin qui lui confèrent une minéralisation équilibrée et une douceur exceptionnelle, la Casamançaise est une eau minérale naturelle, légère. J'aime qu'elle soit issue de la nature comme un cadeau. La Casamançaise, naturelle comme j'aime. La Casamançaise existe en 10 litres, 5 litres, 1 litre 5 et 60 centilitres. Toutes les infos sur casamançaise.com. Les week-ends économiques du groupe Excaf Télécom reprennent avec beaucoup d'innovation. Démarrage le 9 février 2019 au monument de la Renaissance. Faciliter le contact entre le producteur et le consommateur final, tel est notre credo. Pour tout renseignement, appelez le 77 016 29 05, le 77 920 36 89, le 76 614 60 85. En bon leader, venez réaliser vos projets les plus ambitieux. Savoir gérer son argent, travailler, faire des économies et bien dépenser. Chaque semaine, une toute nouvelle émission remplie de conseils, d'astuces et d'histoires à succès. C'est l'actualité économique qui vous intéresse. Faites travailler vos sous. Question d'argent, un programme de la BBC. La saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement. Et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud, avec d'une part LeBron James du côté des Lakers, mais également Stephen Curry du côté de Golden State, épaulé par Kobe Bryant.
La NBA, le meilleur du basket au monde, reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé. DTV. Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Event met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m², des tentes de 9 m², des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Event, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Event, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Events, l'assurance d'un événement réussi. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 02-0904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'anti-vieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, Excaf Business Trading, rue 14 prolongée, HLM 1 Sodida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut. Pour ñu ko xamul Fla the Ripper la ànd ak le grand Yann. Yeah, DTV, est-ce que ça va? Yeah. Yeah. We here to turn the page and start to pray new chapters. Chase the dark clouds away and make the sun shine better. Cause brothers and sisters deserve a brighter future. Got to be more than a leader to be Mr. Mandela. What's freedom if you can't make your own decision? Trapped in the system, why moving in slow motion? Dividing us to play with my people emotion. Blind us to steal all our goods and resources. Behind government overthrows, five wars. He's the cause of our downfall while we still can't hit the goal. They know what I see, smile, believe it, cheating you to snatch your soul. Gonna need your self-control to keep alive for your hopes. And drown your pain with drugs and alcohol. Every time you hit the ground, rise like a round ball. Let's take it back to the source, still more. Mikey K bind ba mu taaru teg ko ci beat bi ba ñëpp xam ne Fla wute na gaañi yoo yaan. Hey, Mikey K bind ba mu taaru, yeah. Fuck
ñu nangu foog ñi beeñ wante lu may waxtu deñ foog ma feeñ ak i feem bu teg ñii ni dëgg ak fen bi déew du feeñ fa jantu fenk mag ñee du benn jak leen way wii ma door a fent rap yombul dañ si xëy di gontu du fontu du tegi rimi kese tax a bàkku du taasu ju bëri ak kii kebetu su doon guur doo ma sa falu sa xam-xam màccul wax du leer boole ci tey du booyi di feeñ télé wala rajo di jeey fly seen fitna taxaw tiim la wala nan la kañ la fan la mu wóor la lii rap la hip-hop la du roy piir la liggéey la ngir yéen la ku weddi tey gis nga soo dee noon nga tit nga lu kenn man la Fla du fépp soo dee réel xam nga kii kan la may ki kay bind ba mu taaru teg ko ci biit bi ba ñëpp xam ne Fla wute na gaañi Yaan merci beaucoup nekk tak suñu ndaanaan tey parce que nee naa sànq persa la dañoo am ndaanaan bu indi ndaanaan def yëfi nag ndaanaan VIP parce que ndaanaan VIP nag mooy indi benn lempam su ma nee lemp ñu bëri nañ comprendre si biir kër gi benn lempam mu defal ñu avant première bi après ñu ñëw si plat de résistance bi plat de résistance bi moom ngeen am léegi nii mu nekk lu am solo loo xam ni defal nañu ko Fla damay ñëwaat si le choix ci mixé anglais bi ak wolof bi nee nga sànq ay origine d'accord Gambia mais l'accent ne fait pas très Gambia ce plus là bi nga xam ne gis nañ ko si Fla fan la jógee. waaw damay wax 21e siècle boo fi nekkee di dugg internet technologie lépp lu muy indi lu baax nga mën ko jël tey mu may la opportunité nga mën a communiquer ak àdduna. pour man instrument bu gën a gaaw langue anglaise c'est la langue la plus parlée au monde. d'accord yàlla dimbali na ma am études supérieures dem Cheikh Anta Diop dem ba niveau maîtrise en anglais. xam civilisation àdduna lu leen tabax xam ñun lu ñu am lu baax fii am éducation fii Sénégal ñu yar ma fi ma xam ne ñun am na lu bëri lu ñu war a apporter àdduna waaye boo ko codé si wala fa àdduna duñ ko jot très bien ki nga àndal beneen ndaanaan bi kan la waaw Yann c'est un ndaanaan qui travaille qu'avec des ndaanaan parce que Awadi da koy liggéeyal moom la ñuy wax super ndaanaan international day liggéey ak ndaanaan yu bëri et mu doon artiste bu ma respecté parce que vraiment nitu kese la pour man mooy base u lépp parce que bu dee connexion ci nit yan nii du si gi xool askan bi yan ni ngay jël nga nekk di débranché ñu ne nga dugg donc je dis que bu la yàlla booleeg nit boo xam ne nitu kese la day yombal seen alchimie parce que création dafa laaj concentration dafa laaj nga nekk ci dal te mënoo liggéey koo xam ne nekku leen en face te yàlla yim dimbali ñu ci loolu ci moom et puis bu ñu commencé liggéey yàggul trop mais vraiment sant yàlla alhamdulilah ñu ngi def jéego si acoustique bi et tout et puis di bëgg a gën a yaatal live band parce que musique tamit baax na déglu ko mais mun na dund expérience live leneen la donc ñu ngi liggéey ci jéego boobu parce que day manqué 10 ans au sama carrière te bëgg naa tamit ñu sentir maturité boobu tam si musique 10 ans de carrière and what the next step waaw après man maay borom renaissance donc chaque 10 ans foog mu judduwaat ci lu bees indiwaat leneen lu bees et puis année bi yëpp bëgg nañ ko marqué am na projet bu may génnee chaque semaine benn way depuis mois de novembre première saison bi mois de novembre yëpp chaque semaine dañ génnee benn way muy 4 sons before la soo demee tey ci sama chaîne YouTube Fla de Rip Music di nga ko mën a déglu et mois bi ñu nekk nii tamit janvier bi chaque semaine benn way su vendredi woon nañ génnee benn bu tudd xamal sa bopp et puis at bi yëpp noonu lañ ko bëgg a feesali ak contenu ak événement ak spectacle et puis vraiment célébrer 10 ans yi et puis ubbiwaat beneen chapitre ci carrière Fla. Ladies and gentlemen, make some noise for the big or the king Fla the Rip. Thank you very much. Gars yi jàng leen anglais ba leen li ngeen di def. sa anglais baax na. non je sais li nga wax rek loolu laay nekk di def di jàngale si amaale ay frères yu may coacher derrière. merci beaucoup à Fla the Rip ñu yegg si nag ci beneen boo xam ne dessert la dessert bu doy waar nag et ce sera avec Adjara Ndiaye dans Sen Métier. Mody Mar, dresseur, le dompteur de chien à l'œuvre ak Adjara Ndiaye Adjara la tax bëggoo jàmm. waa Aram comme maag Modou Mbacké parfois dañuy déggante dafay wax ñëw sécurité kon ma andi sécurité plus xam nga mais nag dafa mel ni chien baa ngi ci biir de.
ba tonton Sala du dem. ah indaale na. waaw ok ban genre. ah tonton Sala ñeme nga ko. mbaa birife nga chien birife nga ko. dina ko mën téye dina ko gérer. birife na ko rek. su moom daal bu ñëwee lu ma def ma def ko. est-ce que Fla ñeme na ko. amoon. waaw bu ñëwee ci nit ñi ne nit ah kon dañu bàyyi Maar mu doxal. alors Maar gannaaw bi ñu la dalalee ñu gis ne liggéey bu doy waar ngeen di def. ndax liggéey la boo xamante ne Sénégal bëriwul luñ ko fiy gis. ñu bëggoon a xam nan ngeen di def pour waxante ak xaj bi ban langage ngeen di utiliser parfois. avant tout damay nuyu ñi ma fekk ci plateau bi. di leen sant bu baax. di nuyu aussi Adjara bi ma dalal fii. di nuyu en même temps fi ma jóge muy Universel Sécurité directeur bi au passage maa ngi koy nuyu bu baax Mamadou Diagne. bon métier bi nag bari na ay risques yu ci nekk. d'habitude looy jàng la dès le départ ba mu nekk ci sa deret donc loolu moo ñu poussé ci métier bi ñu xam ci lu bari. en même temps aussi bari na ay bagages yoo xam ne benn communication la ak chien bi. entre le dresseur avec le chien. dëgg la oui. est-ce que chien bi mën na ñëw parce que dama bëgg mu jàkkaarloog Aram. non man am bu muy taxawee am na solo na taxaw rek. waaw fu ñu koy gisee mën na man ñëw graaw wala mu am nu mu def ak moom. waaw nañu bàyyi ñu mën a waxtaane en même temps. ndax dañ ne le dompteur du chant à l'œuvre. ñu mën a waxtaan en même temps. nañ la gis à l'œuvre. non demal. non graaw yow même boo demee taxaw fee ñun dinañ ko lijjanti. yow gérer ko rek moom nañ ko biri mu am taxawaay. ñuy waxtaanaale fële. ok. waa ji la wala soxna si xam nga kan la indi. waa ji la wala soxna si ki muy indi. noonu xaar mu taxaw ba pare. waa ji la wax chien wax nga dëgg de. chien rek la wax de. bon attendons de voir ce que ça va donner. ndaw si waxul sëñ bi. moo di mbaa waajal gajo. ah. est-ce que je parle maa kii amoon naa fa benn courant gënal ma ko na ma jege. amoon naa fa benn courant roof na ma jege. alors léegi ñu ñëw si moom ñu xool lan lañu moo di indil wala ay moo di ban mbala la ñu indil Père Sala na la jege tamit Père Sala. waaw ma nga xool ndax doo wax tamit ay kii dafa rafet sax macha allah. waaw ban race la moo di. waaw kii nag berger suisse lañ koy wax. waaw macha allah am na tour n'est-ce pas. waaw am na tur moom. mais tëf lañ koy woowee tëf. waaw. tëf. est-ce que mën ngaa wax tëf mu nuyu Père Sala. da koy nuyu rek. waaye man damaa jàpp ànd ak jàpp nag. waaw damay jàpp du la def dara. non dama jàpp. dama jàppee moom. kon ci loolu laay rebondir ci jàpp boobu parce que dafa nekk kii boo xamante ni. Sénégal mën naa ko ñëw laal loolu laa bëgg a xam. wuyul Aram. waaw mën nga ko ñëw laal. sans yow nii moom du sentir sama stress man si su ma ko laal. taxay mën ko laal du la def dara. je vais essayer pourquoi pas. je touche pour voir ce que ça va donner. wow so nice. voilà macha allah dafa rafet. Aram ñeme nga de. mais moi je trouve que dis donc. xaja mën a am kii. non lu gën a wax Fla. yaay c'est comme da nga xaja mën a am kii. sama nit. alors. mën nga ñëw toog. ouais la technique ne va pas me tuer c'est clair. du wax dara du bouger ah. mën na toog foofu. oui toog fële. d'accord. ko reste de jërë muy indi bu nekk. dafay la koy yóbbu pour gars yi mën ko kii. très beau. ñaata âge at la am. assis couché. Mody. reste. voilà. Mody ñaata at la am. waaw kii nag am na 3 ans pour l'instant. 3 ans mu toll nii. Mody looy jox sa kii. ragal yow boo ko yoree ndax di nga ko mën a dundal. waaw c'est ça aussi. régime bu muy laaj pour. lu muy bañ. lu muy bañ. actuellement li muy bañ mooy tey kii bu jugoon dal sama kaw fee mu toog fi lay jógee ñëw. kon bu la kenn laal kon bu la kenn laal la bëggoon a xam lu muy bañ rek. bu la kenn jege. waaw bu la kenn jege ah. yaay déroulé kenn du la laal. waaw loolu beneen xeet sécurité. moom léegi moo nekk sa tendance moo nekk quoi. par rapport ak sécurité xaj yi. léegi moom la gars yi gën a utiliser.
voilà te am na année boo xam ne boo xoolee am na élection yi passé yi Ablaye Wade yi gars yi génnoon nañu fi ay xaj yu bëri. waaw boo xoolee léegi tendance bi loolu la quoi. est-ce que Faye école de sécurité yu bëri dañuy yore xaj léegi. mais xam nga xaj expression Modou Mbacké non man caméraman bi laa amoon problème parce que mi ngi bëri ay mouvement waaye nga koy xool. xam nga surveiller de près ah. xam nga appareil bi la xamul. waaw gis nga dëgg la. xaj bu nekkee ci kër boo ko bëggee sànni boo ko yóbboon ba kuli koro day teguwaat ci yoon wi indiwaat nekkuwaat ci kër gi mu jóge woon foofu la xaj éppi muus ko la te xaj dégg nga li mu wax fi ne ni miin na ko ba nga xam ni lépp luy danger naroon na jóguti ci moom day préfère moom mu dal ci kawam ba pare soog a dal ki nga xam ne moom nii mais est-ce que yow mën nga wax ak moom nii mu defal ñu dara loo xam ni démonstration la par rapport ak waaw mën naa ko jugloo mu jóg toogloo ko mu toog waaw defal ñu xool s'il vous plaît Ajara yow sa wax ji yëpp yow jéemoo sax. baa du jékki-jékki sax ne mën na gis seen xol bi ñu may xool la jëpp na. non dañ naan moom moo nekk. ok waaw. assis. couché. eh bien dis donc. ah mais c'est ça. debout. assis. Et il soigne sa posture. Voilà, salut. day nuyoo. Voilà. Bien. Santiché. salaamaaleykum. lu koy énervé. ah déet sëñ bi bu laajte lu koy énervé il est cool dans son coin. naa ko xam rek nañ ko moytu ko. reste. pas bouger dañ ko laaj moom. boo amoon benn xaj bu lay attaqué. ban position ngay taxaw xaj bi taxaw. boo amoon xaj bu lay attaqué. mu toll. xaj boo xam ne nga dugg ci kër rek xaj bi ñëw attaqué la. ban position ngay taxaw xaj bi taxaw. d'abord nag xaj li gën a garaaw ci moom mooy tey bu lay attaqué. bu egsee ba ci yow li njëkk a bougé ci yow rek loolu lay jël. waaw. maanaam li njëkk tey bu dee sa loxo moo njëkk a jóg. lay tëb jëli ko loxo boobu lay tëb jël. bu dee sa tànk aussi ci tànk bi lay jël. donc bu dawee avancé rek defal mel ni esthète yi doo bougé. boo xoolee bu ñëwee ba ci yow day def teg day taxaw day frein day taxaw mais boo defee benn pas rek day jël. mais dama dégg ni xaj dafa am flairu day yëg sax say battement de cœur boo tiitee kon même bu fekkee da nga taxaw en place bu fekkee daf ko ragal sax da nga ko ragal sax daf koy xam sentir. parce que xaj bu ngeen jàkkaarloo teg li muy njëkk a liir mooy sa battement de cœur. nappante la waaw moom d'habitude boo ko ragalee day xam ne da nga ko ragal boo ko ñemee aussi day xam ne da nga ko ñemee. mala boobu rek la yàlla may loolu ci jàngat bi yonent bi jàngale. voilà moom dafay gis jinne. nee na bu yuuxoo guddi. jinne la gis. voilà alors xaj ñun dañu dépassé. dañuy gis leneen flairam mun nga toll fii si biti. luy dox yëpp mu koy sentir. te xam nga pour dëgg li nga wax loolu yonent bi wax ko nit day gis xaj di gis jinne te nit du gis jinne xoolal foofu yàlla li mu def jinne du gis xaj day gis jinne nit di gis xaj te nit du gis jinne xoolal ñetti ñooñu te leen yàlla wuutale te nit mooy jàpp xaj domte ko dressé ko ba nu ko ne tëddal mu tëdd toogal mu toog kon yàlla dafa may doomu aadama lépp li ci kaw suuf dara war ti yéem doomu aadama li maanaam boo amee oto bi moo la war a yéem mais yow waroo yéem oto bi war laa yéem voilà wala xadd karam naa bani aadama mais xur ba xale yi duggoon si xur bi ak xaj lañ dugg ak moom ñu def fa ay ay siècle lañ fa def na 100 ans xaj kóllëre bi mu am ñooñu génn nañu def nañu 100 ans si benn xur ak xaj la ñu àndaloon kóllëre boobu exactement xaj si boppam sax cosaanam ci nit la waaw dañuy wax ne si histoire généalogie bi ñuy indi cosaanu lépp dañuy wax ne bu ñu defee maam aadama def ko ban taxawal ko iblis ñëw xool ko mu yéem ko lool si xosi bi mu xosi jumbax bi si la xaj génn kon origine xaj am na ay création yu mel noonu nga xam ne si circonstance moo leen indi léegi circonstance boobu war ne lii si nit la jógee moo tax tey xaj mën nga ànd ak moom ci àll xiif du dem bàyyi la day deew ak yow foofu voilà daa am kóllëre boo xam ne cosaanam ak nit alors ñu ñëw ci métier bi léegi ñu bàyyi dresseur bi ñu yëpp est-ce que du ay trac wala ay kii mooy di wax ni alors ci métier dresseur bi maanaam ni ngeen di pratiquer sànq maa ngi koy wax bi ma naan na nuyu tonton Sala mu ne dafa am jàpp Sénégal majorité bi yëpp ay musulmans lañ pour ñuy am benn kii wax xaj
bëriwul. kon nan ngeen di def pour génn ci seen métier bi. waaw d'habitude xam nga bu fekkente ne dañ ne xaj boo xam ne dafay liggéey pour assurer sécurité xaj boobu dañ ne araamul pour nga laal ko mais li bon mooy xaj boo xam da nga ko yor sa kër rek deful amul benn njëriñ di ko jox muy lekk di ko jox muy naan muy génn di mat nañu loolu la ñu wax mais tey xaj yi nga xamante ne par exemple dafa assurer sa sécurité kenn du dugg ci kër gi lu bon lu mu gis signalé la ko ma yaakaar ne xaj boobu moom nit nangu na ko. kon jubluwaay. waaw mais dafa am benn kii bu si am benn feebar bu si faral di am. kii dàq jàngale si moom ni moo ko jàngale mi yoonante mooy moo ci leen gémmiñ ji. su laalee dara. da ngay jël juróom-ñaari suuf ngay jël nettoyé ko. dëgg la. waaw moo tax gémmiñ ji moom da koy éviter quoi parce que dafa am yu siy génn yoo xam ne c'est dangereux. loolu yéen di ngeen ci bàyyi xel yéen dresseurs yi. boo gisee aussi xaj yu ñu yor. day am carnet. yow mi ko yor da ngay am carnet. ñoom dañuy vacciné wu chaque mois di nga koy gis ni dañuy ñoom sax ñooy gën a légal parce que dañuy nekk à jour donc tout le temps dañuy topp santé bi. yow mi ko yor da ngay vacciné wu donc loolu aussi c'est important. oui Adjara. alors yan genre race moo mën di assurer sécurité ci kër moom la ñuy mën di bàyyi ci kër parce que en général dañu déggoon fi benn histoire muy pitbull. muy race boo xamante ne bu doy waar la. amoon fi defoon fi ay. am na sécurité pour nga koy bàyyi ci sa kër ak nit ñeeg yooyu noonu. waaw d'habitude nag boo gisee ay incidents yooyu di am d'habitude dafay fekk ñu boole groupe sanguin yi c'est-à-dire que benn xaj boo xam ne benn portée la ñoo bokk ndey ak baay ñu dem ba mag nga boolewaat leen doom amaat yooyu amaat ci doom bu demee ba toll benn âge mooy waral groupe sanguin boobu mooy tax. muy def incident yooyu. deret bi mooy fort ci bopp bi d'abord. sëñ bi nga ne day. voilà mooy andi loolu. moo tax waaw moo tax lu ci bëri kooku du neex a dressé de. non kooku du neex a dressé parce que dafay toll moment boo xam ne dootul xàmmee borom. voilà parce que léegi yow sang bi tout le temps mooy. ñi ngay en fait xaj yi ngay dressé. dañ koy def sur demande. wala da nga koy def pour ay bor ñu nekk ci kër wala pour entreprise comment ça se passe. xam nga ñun centre la ñu centre de dressage. d'accord bu déggee Universal Security moo nekk fii à Technopole fa lañ nekk. d'habitude fa la ñuy dresser chien yëpp particulier ak chien yoo xam ne par exemple dañ leen di andi ci ñun pensionnat ak yi nga xam ne dañ leen di fekk seen kër yi di leen fa liggéey 2 fois par semaine. am yoo xam ne nag dañ leen di ànd ci centre bi pour liggéey leen foofu ba mu pare ñu soog leen ko jox. mais dama laaj benn question yow mosoo am problème ak xaj boo yar benn bis rek xaj bi dikkile. nga ne ko asimul na maa asiwul. xaj boobu kay mën a tontoo ko saa la mu màtt la nga mosoo ci am problème boobu. waaw xam nga loolu moom mënul ñàkk ci xaj. dëgg la parce que dressage moo nekk métier boo xam ne. dafa sensible. boo xaj boo xam ne xamoo fu mu jugee fu mu cosaanoo ñu jox la ko ne la nga dressé ko ay risque la loolu rek risque la déjà waaw des fois aussi ñu fekkal xaj boo xam dafa calme ñu ne la fexeel bu ko fi dugg mu màtt la donc loolu bëri na ay sëñ Modou sëñ bi bàyyi sëñ bi ba nga commencé ñeme nag nga bëgg a wax ci xaj bi du ma ko nangu sëñ bi maa man kay damay laaj taalibe bi day génn ci sécurité merci xaj boo beaucoup xam si biir kër tout li muy wax noonu am na solo trop merci parce que jàngal ko ni muy attaqué jàngal ko ni muy kii yooyu c'est important non dama xamul tey lan moo tax Fama nga booleel ñu ku former ay agent de sécurité ak dresseur pourquoi ça ñu ngi bëgg a lii mais ñoom ñu wax techniquement c'est comment alors on va aller parler de l'événement du jour parce que tamit ci la bokk maa ngi ko doon wax depuis le début ak Amadou Yandé Thiam jëwriñ kuréel ànd liggéeyal borom Touba. waaw merci beaucoup jërëjëf mën nañu xam xew-xew bi ban bés la ban jour ban heure. kañ la fan la. waaw ak luñ ci mën xaar. waaw jërëjëf comme ni ma wax kuréel bi xew-xew bi daanaka mooy yeesalaat rek. ak tàmbali nañ daanaka déjà. commencé nañ action te am na tamit ak action yoo xam ne def nañ ko déjà ci wàllu ci comme ni wax ci Diourbel région de Diourbel Boukhatoul Moubaraka mooy kër gu mag fa nga xam ne fa la maam Khadim Moustapha fa la nekkoon résidence surveillée pendant 15 ans ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall d'accord léegi am na yeneen action yoo xam ne ñoo ngi koy waajal yooyu nag ñoo ngi ñëw ca kanam waaw loolu la woon
revalorisation des enseignements. Des enseignements ngeen gis ne nit yi jëfandikoo wuñ ko comme ni mu waree. waaw ñun gis na ni ñu ngi koy jéem a jëfandikoo sax ndax ñàkkuñu koo jëfandikoo mais des na kon xam nga tey dañuy wax ci li ma jàngat ci jotaay tey bi yëpp mooy jikko ak lu baax rek. daanaka waaw te gis naa ni kon njàngaleem sëriñ bi suñ ko jiitalee ak njàngaleem gaa yu mag ñu baax ñëpp. Sénégal dina jëm ci kanam ndax. amuñu lu ëpp lii. dëgg la Chine su demee ba jël Confucius di ko def modèle référence. am na solo waaw Inde jël Gandhi def ko référence. dëkk yi avancé jël seen i leader def leen référence ñun war nañoo jël suñuy mag. def leen référence. ban heure ak jour bi ak fan la lieu bi nga fàttali ñu. waaw pratiquement action yi commencé mooy comme ni ma la ko waxee. yéen a ngi wër yéen gox yi waaw commencé nañ ay action déjà ci wàllu restauration. d'accord yenn sites yi waaw moom lañ commencé moom lañ tàmbale liggéey tàmbale moom mooy tàmbale bi. d'accord waaw am na yenn action yoo xam ne ñoo ngi ñëw. mais xëy na dinañ leen jox information bi. amul attendre incha allah. beneen problème parce que DTV partenaire lay doon. ci li nga xamante ne yéen a ngi koy def ndax bëri na ay activités yu ngeen def ñu koy couvrir. Père Sala avis du jour bi danaa xamul tey nuñ koy négocier. avis du jour mais ça dépend bu fekkee xaj na. ci waaw may ñu ko rek en quelques secondes. sama mën na bëggoon moo xaj ba rek. Mor ak xaj ba waaw. xam nga Mor dafa tàpp. tey jëlal Mody xaj ba. waaw ba tey non baax na jël Mor ko soxla koy Mody. voilà xam nga Mor dafa nekk ci dëkk bi. doomi buur bi ndomul ku dul Mor te Mor tapet la Mor dafa ragal doomi buur bi la ni ko Mor sa fit bi tag ko ndax sama doom yow la bëgg boo ko ñimee rek boo ñimee rek ma may la ko. fekk buur am na berger bu mel ni ci biir kër yi ni ko dinaa woote penc mi yëpp bu ñëpp toogee dinaa bàyyi berger bi mu dagg nga la Mor bul daw Mor ni ko du ma daw. buur woote penc bi ñëpp ñëw toog ñëpp teew buur jékki-jékki rek ñu bàyyi berger bi mu dagg. berger bi dagg Mor jóg taxaw ni nii. ñëpp daw Mor taxaw ni nii. ba ñëpp daw gars yi ñëw yëngal Mor nag te Mor deere bi yàgg. bonne nuit. merci beaucoup Père Sala merci également à toute l'équipe. On se retrouve demain Inch'Allah pour dernier virage de la semaine pour toi-même tu sais léegi xibaaru maraxi ak Pape Ousmane Cissé jaa ngeen jëf.